tey woo ma ci sama 75. Mesdames et messieurs, bonjour yéen a ngi seen émission yeewu leen réalisateur bu ñu teel a menacé la ñu àndal nee na mi ngi ñuy dugal ku sàqamee ku sàqamiwul yëpp noonu la lay dugalee yoonam newu ci maa aussi seen nan nañoo torturé ba 11h30 ah. nu zoom mbay xam nga zoom a gën a garaaw. waa zoom de ci la jëm ak ñun. waaw moom dafa yeewu rek pour torturer ñu tey ba fii ak 11h30 di jot. zoom day baax day kii sori baaxul day na zoom. wuyul. nee na mbay nga sant moo tax tonton Garmi. ah man de mbay laa santoon mbay. da lay mais yow maa munoo koo ñori yow. ah mën na ko waaye nag mbay. ah mun nga ko ku nekk ak sakkal muy sàq mi nag nga di ko génni. war koo zoomé. deful dara lu baax. nii la nar a nekkee ak ñun fii ba 11h. yu raw yi la ñuy def maa aussi seen ñun tam nuy wax rek ba 11h sama doom la waaye kenn mënulu ko leen. muy def nuy wax ba 11h. affaire bi jeex. dootoo ko defati tonton Garmi nga fiy fekk. j'espère que yeewu ngeen ci jàmm ram ba wér dara saful na biir. j'espère que yeewu ngeen ci jàmm. àgg nañu. on est le 18 février 2021 seen émission yeewu leen gis ngeen tonton Garmi mi ngi fii nara ànd ak ñun ci fàttaliku Exidex mi ngi fii pour dugal tey benn way laboratoire ni mu koy defee tous les matins Mamadou Ndiaye est là pour ñu waxtaanee sport coro actualité dinañ dugg ci waañ bi ànd ceeg Sophie dolli ci clip du jour bi nga xamante ne moom lañ leen di may moom lañ leen programmeel tey pour yeewu leen ngeen enjoy ko bu baax a baax comme niñ koy defee tous les matins j'espère que vous êtes bien réveillés rek ma bàyyi tonton Garmi mu nuyoo comme jàllale na affaire yi ba pare bëggoon ndox wala tee wala lu tàng. non lu tàng jër nag mbay. li mel na lu tàng li ñëw pour tonton Garmi. man ndokkeel nag di nuyu maaw bu baax a baax mi ne ci technique bi nga xam ne bi mbayeen yi sàq mi moo leen génne na ko mbayeen yëpp yëg tu leen mbayeen de sa réew xam leen ne daal siise bi mbayeen bi sàq mi ci ndéggal fajar bi ñu ko génne. nee na mbay la sant de moom. kon moom daal moom lii daal la def na santam. mbay ndokkeel nag ak say des namoon nañ la nag. vraiment namoon nañ la lool. ñu ngi lay ziar di lay bëgg lu bëree bëri di am contentement feggoo ak yow. ndokkeel tam Bisou Ndiaye sama jarbaat dafa mel ni Bisou woo nga ma de. tu m'as appelé. waaw mais tardivement nag laa ko gis. non grave. xam nga géew dafa bëgg nelaw. amul problème yow bu ma la woowee nag may rappelé. très bien kontaan naa ci yow. du ma la mere ci dara. yaay sama xarit. tey di nga fàttaliku Ismaïla Ndiaye nekkoon syndicaliste. waaw Ismaïla Ndiaye syndicaliste tey moom la ñu indi dafa jëf lu rëy daal te ma xool par rapport ak yi xew léegi ak magi démb yi ñu daan def di ko teg ci yoon. mu frappé ma moo tax daal tey Ismaïla Diagne boobu tey moom la ñuy génnee di ndokkeel tamit Corombaar Ndiaye bu bare lu baree bari di ndokkeel Sofia ci borom togg bu neex bi kor Ibrahima defe naa kor Cheikh waaw kor monsieur Ndiaye maa ngi ko ziar di ko bëgg lu baree bari di wax ne Mamadou Ndiaye nag kontaan naa ci moom trop ak sama jarbaat Mairie Bey Bisou Ndiaye collègue day bëgg collègue am. waaw. c'est très important. koo bëgg rek da lay bëgg. koo cof da lay cof. koo xool ci leneen ci bët boobu nga ko xool ci la lay xool. mais moom mairie dañu baax. sama distinction bi dañ ci jàpp. te dafa fort loolu c'est important. te nit ki luñ ko jox te mérité ko xam na ko. luñ ko jox te moo ko moom xam na ko. xale yi nag dëgg-dëgg def ci lu fort ni Baye Cheikh def la nu def. kontaan naa ci ñoom trop. te man Amadou Mbaye Garmi ku ma lebal ci li nga am li ma am laa lay delloo te fi ma la koo delloo fi laa la koy delloowee.
kon bëgg naa ci yéen yàlla mën a sàmm yàlla na yàlla sàmmal ma seen ndaw yàlla na àgg. loolu moo leen rek laa leen wax nuyoo bisou. ñun ñoo far famille lañu. comme ni may mais dama waxee kontaan. déggoo nee naa leen TFM dañu dem ba amatul monsieur ak madame tonton ngay dégg barke tata yonent ak billaay billaay man dama war a tax sax Coro Mbaar Ndiaye affaire bi gën a yokk. vraiment affaire bi jeex. téema laa jël. bu ko madame Garmi déggee. vraiment téema laa jël mbay. madame Garmi damay doon mag damay vraiment da ngay doon rakkam rek ñu ànd di liggéey si. vraiment di xuloo nag xam naa ba agsi xuloo ba dellu. loolu de wér na. loolu de daf may jaral bàyyi sama kër. mais allez bien châte bien. Coro laa xam. kon nag xam naa di ngeen xulloo ndax yéen ñaar doon nañu jubóo. maa nga ni kenn du ko may tonton Garmi. te nga bàyyi ñu may tonton Garmi. maaw de bu nee déet bi day daal di foor. waaw nee na Coro Mbaar Garmi day ànd. Coro Mbaar Garmi waaw day ànd. waaw ànd na moom ñun ay turi mag lañ yor na. ndaw couple bu neex jaral na ma toxu si seen wet fi ngeen di dëkk laay dëkk bu ñuy liggéey si ànd ma toog ci ginnaaw di leen déglu day neex ba mu ëpp tonton Garmi ci kanam dinañ ànd ak yow ci fàttaliku bi Exidex mi ngi fi moom it di rendre hommage Coumba Gawlo comme ni ko sénégalais yëpp defee yaakaar naa ni bu doon day dute ci amouram bi nga xamante ne sénégalais yi am nañ ko ci moom tey ji am na lu ko ci leer ne ñëpp bëgg nañu ko ñëpp soutenir nañu ko ñëpp a ngi ci ginnaawam nga nar a ñëw waxtaanee ko yow tamit surtout ak feebar bi nga xam ne moom moo ko dal ñu xaar ba ci kanam ñu soog laa lancé sañse bee rafet cat la sañse bee rafet ci kanam nga introduire tuuti mais Coro dinañ ànd ak yow ci biir actualité waxtaanee toujours maladie bi nga xamante ne moom moo lëmbe àdduna bi di Covid 19 première dose de vaccin yi egsi Dakar démb ñu ko doon xaar et puis 300 millions de doses yi nga xamante ne Union européenne ñu ngi koy bëgg am yu supplémentaire ak waa anti ñoom nit ñi nekk deuxième vague ñoom ñi laali troisième vague ñoom leen dal dañoo sonn rek bi maa ngi lay nuyu bu baax nuyu Mamadou ak Exidex ziar tonton Garmi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan Fatou foon nañ la yow ñun tam bisou Fatou Dia ziar ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan effectivement bijou 200 000 doses yi nga xamante ne moom la Sénégal waroon njëkk a jot ci vaccin yu Sinopharm yi jot nañu ko ni ki démb ñun ñëpp seetaan nañu daanaka président Macky Sall demoon foofule ci aéroport ak ñenn ñu mu àndaloon ci gouvernement bi ngir dem teewee ji arrivé yooyu les vaccins dinañ ci ñëw ci kanam tuuti également dinañu ñëw ci 300 millions de doses yu Moderna yoo xamante ne Union européenne ñoom tamit ñi ngi koy sàkku c'est comme pour dire jamono bi moom ñëpp vaccin rek la ñuy wut dinañ ci ñëwaat dinañ ñëwaat tamit ci variant anglais bi nga xamante ni fële ca île française bu anti ñoom boo moywul ñoom fi mu nekk ni troisième vague la ñuy njortu ne dina leen sonnal torop ndax variant bu bees bi bokk na ci li leen gën a la jël ñoom itamit dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti duñu fàtte point Covid incha allah. loolu ci kanam lay doon ak Coro Mbaar Ndiaye actualité plus point Covid lépp àndandoo nag bokk benn dénominateur commun muy coronavirus bi nga xamante ne depuis 1 an maintenant fii ci Sénégal mi ngi fi 1 an ak quelques mois ci yeneen dëkk yi di ñu sonnal ba léegi jaxase àdduna bi yëpp mais dinañ ci waxtaanee dans quelques instants en sport dinañ ànd ak Mamadou Ndiaye mu ñëw waxtaanee Moussa Ndiaye benn moniteur sportif boo xamante ne dafa ñàkk li nga xamante ne mooy gis-gisam nekkatul gis actuellement du gis actuellement te 35 ans donc la am Mamadou Ndiaye. waaw 35 ans bi muy am 35 ans la ko natt boobu dal gannaaw bu mën a nuyu El Hadj mi nga xamante ne moo ñuy magal ci plateau bi jeudi bu ne di nuyu téléspectateurs yeeg ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre ci kanam dinañ waxtaanee Moussa Ndiaye mi nga xam natt bu ko dal nekkoon sportif nekkoon moniteur sportif sax. mais bi muy amee 35 ans la ko benn nattu dal nattu maanaam bët yi daal di sëgg. gisatul léegi nag ba xam ndax yem na foofu mais mi ngi ci yeneen projet pourtant. Le fait que mu am détermination boobu ak surtout courage bi nga xamante ne am na ko ba mën a progresser bari na ñi nga xamante ne exemple rek tant d'autres bari na ci ñoo xamante ne yu ni mel la ñuy dund mais ci wàllu tàggat yaram moo tax ñu choisir ci kii di Moussa Ndiaye demoon nañu séq ak moom waxtaan ci kanam dinañ ci ñëw dinañ waxtaanee aussi visite bi nga xamante ni kii di président FIFA di Gianni Infantino def na ko démb fii ci Ndakaaru quelques heures la gannaaw bu mu jógee Mauritanie fi nga xamante ni fa la ñuy organiser CAN U20 bi ci actuellement nii mu ñëw di Sénégal président de la République daal di koy recevoir mu daje fekk Augustin Senghor mi nga xamante ni candidat la ci bëgg a jiite lii di CAF bi nga xam ne jàpp nañ élection bi ci mois de mars.
dimanche bii nii. ci kanam nga wax ñu importance su visite boobu parce que depuis hier je me pose la question pourquoi tournée africaine bi nga xamante ne mi ngi koy def di dugg fu nekk ci àdduna bi ci kanam nga expliquer ñu ko rek dans Yeewu Sport Exidex micro pare na Kumba Gawlo nga nar a waxtaanee tey yaa ngi bii sa tid baax na baax na. Kumba Gawlo ak moom tam natt bi nga xamante ne moom moo ko dal. voilà donc ñu ngi leen di nuyu di nuyu El Hadj Mamadou Mbaye Garmi. di nuyu Thioro Mamadou Ndiaye ak yow. di nuyu aussi téléspectateurs yu ni seetaan Bijou comme ni ñu koy defee nag tey ñu waxtaane ko rek at yenn artistes yi li nga xamee ni Kumba Gawlo Seck ñu ngi koy ñaanal di commencer wu tout d'abord. di wax ne dinañ ci ñëw gën ko yaatal. par rapport ak li nga xamante ne moo ko dal mais dinañu ñëw wax tuuti aussi ci parcours am ak jëmm ji mu doon li muy représenté ci biir musique li nga xamante ne def na ko yenn distinction yi nga xamante ne am na ko ak li muy xale yi nga xamante ne tey ñoo nekk ci ginnaawam te muy leadership danañ ci ñëw bi ci kaname waaye surtout aussi jox conseil à travers li nga xam ne moo ko dal aussi mbokk artistes yi yëpp ndax jommul kenn Bijou. Ce sera dans quelques instants Exidex dans Yeewu Musique mu nar a nekk lu am solo lu ñuy waxtaanee ci Kumba Gawlo surtout conseils yi nga xam ne bëgg nga ko jox yeneen artistes yi comme on dit ça n'arrive pas qu'aux autres Sophie mi ngi fi moom tamit nar ñu toggal comme ni mu koy defee tous les matins Sophie. oui madame loo teg tey maa ngi seen concombre de. waaw courgette. ak salade. courgette ak courgette la. waaw courgette la ak persil coriandre ak tuuti thym frais tey nag Bijou. ñu koy defee nag à chaque fois di leen andil benn plat boo xamante ne di ngeen ko mën a reprendre seen biir kër maa ngi nuyu ñi nekk ci plateau bi ñëpp tonton Garmi ñoom ex ak Ndiaye ak Thioro di leen nuyu rek comme ni ñu koy defee Bijou tey nag sol laa andi sol bi nag la plupart da ngay gis ni dañu koy def sol pané wala ñu def ko sol ci papillote mais nag tey dañuy changer aspect bi daal di koy def sous forme de pizza am nañu courgette am nañu persil coriandre am nañu nag thym frais am nañu sol bi poivron oignon pamplemousse am nañu gruyère ak benn pâte feuilletée ci kanam nag dinaa leen woon naka la ñu koy defaree incha allah biir Ndiaye. pizza au sol. ouais. d'accord moom la ñuy defar ci kanam. ci kanam ñu xool naka lañ koy defaree ndaxte tout le temps comme ni nga wax pané wala papillote lañ ko gën a miné mais comme tey pizza nga koy def ñoo ngi xool dans quelques instants naka nga koy defaree su ko defee ñu mun ko reprendre ci suñu kër yi ndax de toutes les manières recette bi en plus de ñu leen koy jox en direct fii nii ci plateau bi dafay disponible sur YouTube bu TFM donc mun ngeen ko fa gisaat dans quelques instants maa xam naa dañ ñu tegal benn kinelaam rek le temps que Liban indil ñu lu tàng ñu naan gën a yeewu daal di jël programme bi nga xamante ne moom lañ leen indil tey ci suba si. ni mu bëggee baayam fonke ni al amin nun la bëggee réew moo leen tabee na ba jar wër di ko nettalee fekk nga bàyyi aale ci yoon mu baax bay ci sawar ma way la yaa baax soo bëggee mu bekk dal al amin soo bëggee laal xolam Seydi Aboubacar Aziza la Njaay tuwaawoon lay saboo ko tudde doom mu jël ci ay jikko jikkoy al amin la la moom mi turandoo tarixa cheikh bi nga bokk dan lay tiitaroo Abdou Aziz Ale Njaay
ma xure jaay baayam albax njaay ku bay baayam atman bari njaay kooku ma say baayam tey ma wax la li nga bokk ak Seyda Aboubacar Ali Boy moo jur Roqay Njaay Ali Boy misal sambay naar duwaare sambay naar ak coppati sambay naar Roqay Njaay Ali Boy misal sambay naar mooy yaay Seyda Aboubacar borom commando bi kookoy baayu Alamin sa turandoo Seex Tijaan Si Maktoum ak Pam Malick Si ni jooy ak borom daara ko ànd ak ki nga àndal lu la neex laaj Alamin de la àndal lu ko neex laaj guddig Moustapha gi xam nga da koy waaj dàq na nag yi ñu jëm ci waaj baax du fi répété nga ne fi dëkkee jëfte lu baax baax ni mu méttee nga yàgg ci magi bay njaay ni ko bokkal teral na ko ndamal bi de waay banjom baaco matar baray aji xuja jomay sayaay bokk ndeyam cekkaak noogay ñooñu coro ñi ngay seen yaay juma yaay Fatim Sekk yaay Mamadou Diop Diop ay sambaay nag bokk ndeyam Cheikh Diop bintu fee Cheikh ak as Diop mi ci jàmmalaay ñooñu Ibrahim Diop ay seen baay kor mam binte ma teele yaay xujaak bayaay chéri Miss Njaay yaay mu am yaay Babacar ak Elima bokk naam Baay Njaay chéri Asisi Baay Waram ak mam binte mi teele réer sama yee ñi me jam jami jam nan ko pandeen jam ko jobaas bokk naam Mansoor Xalil ak Ndeyanta ak Weli Njaay bokk baayam Masata taaw bi gën ci taaw yi ak Ablay Njaay Babacar Njaay ak Xujja Xadi Loy seen yaay laaj ma sa xarit Iliman Laam ak am jom bayale sa baay nag ma jaay yaayam ma dagg buri farma ak jox Ibrahima sëriñ ñagal sama buur loolu moo nekkoon Al Amin bu Kiné Lam tonton Garmi mbaa sa xol sedd na bég naa ci loolu kontaan Bijou Ndiaye kii way dafay ndaanaan benn photo bu rafet. maa ngi ko wax léegi ak say def bu mu yooxoo dafa am dëgg benn loo xam ne lii sidit la ci géwal day yëngu soo cay tabbi doo ko yëg kooku may aju ci Kiné Lam mais nag mu way koo xam ni am na mérite ci réew mi nu nekk man bëgg naa daal xale boo xam ne bii bu yëkkatee loxoom addina yëpp dañuy d'accord te Aziz Ali Ndiaye moomu daf ci bokk dafa doon ñaari gor mandaago maamam moo àndoon ak Sidi Hadj Malick su gàmmu masaana jot mooy jiital nag yi lu ci ne fukk ak ñaar la ciy rey Ali Ndiaye ba baayam jamono ak Allah maam Abdoul Aziz Dabakh su gàmmu masaana jot tamit macha allah noonu lay def lu ci nekk da ngay lim rek ba sonn bay moom tam bi mu tombeek Al Amin mu jëf-jëf jooju
kon nag moom tamit vraiment am na mérite bu yëkkatee loxoom ñëpp dañuy d'accord. ànd ak nag xaritam bu baax bi El Hadj Elimane Lam bu baax bi ak rakkam ju baax ji nga xam ne mooy Baye Ndiaye nga xam ne yàqul dara. am na yoo xam ne mbay dañuy freiné wala ñu yàq. tonton Garmi ñooñu dañoo baax de. mais Baye Ndiaye dafa baax. lu magam def foog ma teral la lu magam def kontaan na ci barke Rasulullah man loolu dama. su koy def day ànd ak géey kontaan ca. bàyyam dama commencé seeti bokkul ci émission sama naa ko ci dugal. waxal loola ne du ko bor fort bi rek ma bëgg dugg ci ko bor fort damaa xool bii yi bëgg dugg ci ko. ñu tëjaale man bàyyam mooy sama xarit ak ku jëndayam barke Rasulullah. tonton Garmi ñooñu dañoo baax gis nga bu ma fa coro yóbboo pour ñu dimbali xale yi ci pouponnière yi. Baye Ndiaye Aziz Ndiaye dañ leen di dimbali ba pare jël seen téléphone woote seen xarit yi. xarit yi di leen joxe leen yéen tamit Elimane Lam pare chaque année bu may def bu ma déggul sa daf may woo ne ma ñëwal jël si doomu pouponnière yi donc nit yoo xamante ne yaakaar naa côté boo leen xool rek seen baax mi ngi fay dem. ñu baax seen teraanga daal yàlla na yokk. donc wooy bi ñoo leen ko may fajar gi ni teraanga boo xam ne daal bu lawee téq la ñaanal teraanga ji yàgg. moo gën a teraanga yàlla na yàgg. amiin amiin nit ñu baax lañu. teraanga bu lawee. da lay téq da lay téq mbay. nga ñaan donc loolu moo nekkoon wooy bi nga xamante ne dañ leen ko yeewee may ko Baye Ndiaye Aziz Ndiaye ak aussi Elimane Lam ki ne Lam mooy leen lu neex dañuy continuer comme ni ñu leen ko waxee tout à l'heure ci programme bi. commencé ko ak actualité waxtaanee Covid 19 fii ci Sénégal première dose yu vaccin yi nga xamante ne Sinopharma la arrivé na Dakar démb ñëpp doon ko xaar mu mel ni sax fexe nañ nu ñu def ba wàññi nombre de personnes yi nga xamante ne ñoom ñoo waroon dem fekkee lu ni mel coro toujours ci lutte contre coronavirus bi. effectivement Bijou démb li amoon solo rek mooy nekk dose yi nga xamante ne moom la Sénégal soxla xëj na ci njëlbeen ñëwagum na muy 200 000 doses yi nga xamante ne fan yëpp ñu ngi leen di wax répartition bi ni muy demee parce que xam nañ ni dëkk boo xamante ne am na plus de 14 millions de personnes quand même 200 000 doses de vaccin du fi dara mais li ñu bëgg rek mooy am ñoo xamante ne dans un premier temps ñoom la ñuy vacciner muy ñi nga xamante ne ñoo gën a nekk en contact ak malades yi di médecins yi mais nekk itam également ñi nga xamante ne dañuy dund ak ay pathologies nga xam ne am nañu feebar laata coronavirus bi di ñëw mais également toutes ces personnes yi nga xamante ne dañu am benn âge bu xaw a avancé ñu leen di faral di woowee waa troisième âge en tout cas pour le moment ñoom ñooy priorité yi ci 200 000 doses vaccin yi nga xamante ne ñëw na ni ki démb leneen loo xamante ni xëj na démb kilifa yi wax nañ ko ngir dalal xel yi bokk na ci wax ni vaccin boobule am na taux efficacité bu toll ci 79,34% ci li nga xamante ne moom lañ ci njortu ñu wax ni tamit vaccin bu Sinopharm bi dafay assurer 100% de protection contre les formes graves de la maladie ndax te xam ngeen ni que coronavirus forme grave yi moo ëpp li muy faat bu àggee ci stade boobu donc vaccin bi mën nañu ci dimbali à 100% amul itamit benn effet boo xamante ni secondaire la wala effet indésirable boo xamante ni signalé gum nañ ko ci vaccin bi depuis yenn dëkk yi commencé ko utiliser ak léegi donc en tout cas pour dalal xel yi moom démb kilifa yi indi nañu bu baax ay explication ak ay kàddu yu am solo yoo xamante ni itam Bijou ku ko dégg xam ni xel nangu na ko dafa mel ma ah moom man ma dund kii nu mu tudd Mao Cissé man war naa ko bu yàgg. waaw Mao Cissé nee na moom commentaire na lépp di. ah mais Mao Cissé li ma ko wax yëpp moom deful dara gisul ne maa ngi xool écran man ma foog moom mi ngi wax di xool écran bi rek depuis 5 yow yaa ko dégluwul Mao nañ waxante dëgg. suivreul de. suivre coro léegi tegal ko yëf yi moom mi ngi xool. 200 000 doses de vaccin anti-Covid. mu doon ñaari téeméeri junni dose vaccin ngir aaru lépp lu jëm ci Covid 19 ñu jëlee ko nag ci firme Sinopharm kon ñu jëlee ko it fële nga xam ni mooy ca Beijing te Air Sénégal andi ko fii. Excellence ambassadeur di la wax rek nga jottali sama remerciement ki nga xam mooy sama xarit di njiit réewu Chine Xi Jinping ñu daral nag li nga xam ni kon mooy vaccin yi ci anam ya nga xam ne nii moo war ndax respecté nañ lépp loo xam ni ñeel normes yi moo xam ci condition laaj transport bi ak it conservation bi ba mbirum sécurité bi mu doon nag lu am solo loo xam ni Sénégal taxaw na ci lépp rek ngir matal jéego yi nga xam ne nii mu ngi ko ci amal. fii ci biir réew bi nag ba ci 79 districts yi nga xam it ay chaîne de froid def nañ ko fa lépp rek ngir lii di vaccin yi ñu mën ko am te yor ko ci anam yu baax
ndax am na lu toll ci junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay réfrigérateur yoo xam ni dina laaj kon ñu amal liggéey bi te sax ñu jot a dalal lu toll ci junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci kon bagage yooyu. maa ngi wax nag ñi nga xam it ñàkk bi soxal na leen rawatina ñi ci jiital muy mag ñi ak personnel de santé bi ñoo xam rek ni kon war nañu taxawit ngir matal ñaar rendez-vous yi nga xam ne nii moom la vaccination bi laaj lépp ngir kon ñu aar bu baax lii di Covid 19. waaye it di wax it yeneen askan wi fan yii di ñëw dinañ ko gën a yaatal ngir kon képp ko xam rek ñàkk bi war na ko amal mu def ko loole nag ñu ànd ci te bañ a am benn xel tey ci vaccin bi ndax lépp loo xam ne rek lu ci war a leer la ñun kat dañ cee. 200 000 vaccins ci 14 millions de Sénégalais c'est à l'image de tous les pays du monde dëkk yëpp kenn amul nombre de vaccins bi nga xamante ne sa population noonu la toll parce que c'est vrai laboratoire pharmaceutique yi ku ci nekk yaa ngi dawal di def course à la montre ngir defal vaccin yi mais ça prend du temps liggéey bu tey la liggéey boo xamante ne dafa ànd ak ay recherche moo tax day jël temps pour ñëpp vacciner wu mais en tout cas l'essentiel du corps médical sera vacciné l'essentiel de personnes yi nga xamante ne ñoom ñooy dund ak pathologie dinañ leen vacciner ak sunu mag yi coow. effectivement dans un premier temps waaw. non ci ñuy vacciner dëkk yi yeneen dëkk yi ñi nga xam ne commencé nañoo vacciner. l'épidémie recule ça c'est une bonne nouvelle. démb yaa ngi gis gars yi statistique bi ba 20% ci yenn dëkk yi nga xam ne commencé nañoo vacciner wu ba yenn situation yaa ngi wàññeeku tane na ndànk-ndànk. en attendant ñuy xam yëf yi fan la gën a mujjee ci kanam mais pour le moment nii ci yenn dëkk yi nga xamante ne ñoom commencé nañu yëf yaa ngi wàññeeku. mais loolu tonton Garmi moom xam naa ci ñuy njëkk a vacciné wu lay bokk. ah oui man loolu dama ci ànd à 100%. man dama ci mës a bu dugg man dama mës a d'accord. bi mu ñëwee démb sama doom dama fekk ne ma papa vaccin bi ñëw na de mbaa yaa ngi waaj. nga ne ko waaw. pourtant ñun ñi waaye wala ma ko yekk dégg na ko. ñu war a vacciné lañ ñun ñi. mais dama ko yekk ma nga fay tege. xale yi ñooy tooñ naan bu géwël bu àddina daan metti géwël la daan jiitu. ñu ne. dékku bali vaccin bu ñëwee dañ jiitu mais dañuy tooñ loolu dañuy tooñ. dañuy kii rek xam nga sénégalais dañu bëgg jàmm. dañuy kalanteeg di wax. waaw yooyu ñoom rek lañ ci loolu rek lañ ko duggee. mais vaccin yi na ci ñëpp bàyyi xel te dem ñi nga xam ne ni ñooy premier lot bi ku ci nekk na seenu ne vacciné rek moo la war. waaye maa ngi lay wax dara Bijou Ndiaye dëkk yi nga xam ne ñoom la ñu gën a fa la gën a bari lu mel ne Dakar ak Thiès. ak Mbour ñoo ci gën a ëppale. ak Mbour. ñooñu war nañu privilégié. vacciné ci lu baree bari seet tamit nu ñu confiné ñeneen. comme ni ñu confiné woon. waaw. comme ça duggante bi doses yi bareegul de tonton. doses yi bareegul. matul 200 000 doses rek la. ñaata personnes lay doon loolu. 200 000 personnes. mais 2 fois nga war a vacciné wu. ba pare 2 fois donc 100 000 personnes. 2 fois ngay vacciné wu donc moo tax ñu def pour le moment ay priorité yi ñooy ñu mag ñi amee feebar ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di médecins yi parce que xam nañ ni que feebar bi mu ngi leen commencé di laal donc il faut impérativement ñoom pour ñu mën a sauver askan wi foog ñu sauver leen ba pare donc ñoom ñooy priorité man nag damaa bëggoon rek 100 000 yi ñu boole ma ci. yow moom ba léegi yaa ngi campagne pour jiitu. mais man nag ci 100 millions ñi ma ci gis mooy ñi nga xam ne nii ñoom la nit ñi di dem ci ñoom lu mel ne maîtres yi les enseignants. foo xam ne fii mbooloo yi dañuy tàbbi ci ñoom. lu mel ne université yi. nga xam ne tout le temps ñi ngi dugg ak génn bi. yaa ngi ci jàmm. te chambre université yi nekkul chambre yoo xam ne benn nit a fay dëkk ñu bëree fay dëkk. waaw mais xam nga ñoom aussi quand ils se réunissent pour xool. priorité yi parce que tey buñ dee xool. dama ko fàttee fay dem. xëj na université ak école mën nañ ci bañ a bokk. parce que fi ñu koy teg rek mooy gisaguñ fa ay nombre de cas yu war a tax inquiétude am. bu ñu gisee ni par exemple médecins yi ñu ngi contaminé ba ñu naan diw ñàkk na ci bakkanam ñooñu dañuy bokk ci priorité yi. bu ñu gisee ni mag ñi ciy loru sax coro dañu nekk il faut exposé ndaxte nit ku buy ñëw ci ñoom am feebar bi te xamaguñu ko mun na leen ko wàll ci biir faj bi ngay faj mun nga laal fenn fu nga xamante ne fa la virus bi tege woon mu wàll la donc ñoom moom ci ñu war a njëkk a vacciner la ñuy bokk. forcément ñoom ñooy nekk priorité en tout cas on a hâte de voir que ñoom déjà ñu ngi leen di vacciner et que bëgg nañ gaaw xam gis résultat yi parce que ñun ñëpp rafet nañ njortu ne vaccin yi résultat yu positif la nar a joxe parce que comme l'a dit Ndiaye tantôt on s'est rendu compte que dans pas mal de pays qui ont déjà commencé à
à se faire vacciner. Même bu fekkee ni benn malade mooy wàññeeku par jour. mu ngi am effet donc c'est tellement positif ba nga xam ni loolu la ñuy ñaan mu am ci Sénégal et puis suñu borom dëgëral autorités yi ba may leen moyen ak xel mu màcc bu ñu mën a lijjantee vaccin yu yeneen yoo xamante ne dinañ ñëw ñëpp mën ci jot mu efficace et que coronavirus nekk loo xamante ne dañ koy fàttaliku bi. coronavirus toujours ak vaccin fële ci Union européenne ñoom li ñu bëggoon mooy yeneen 300 millions de doses yu Moderna ngir xeex toujours feebar bi. effectivement Bijou parce que ñoom itamit dañu doon wax ni maaw mën nga illustrer en même temps voilà dañu doon wax ni ñoom dañu doon kaas loo xamante ni lenteur moo am ci campagne de vaccination bi surtout ci zone Union européenne bi donc ci mercredi bi nag ñoom ñu wax ni rek kilifa yi jóg wax ni vraiment taxaw nañu pour jënd 300 millions de doses supplémentaires ci vaccin ñoom yu Moderna yi ngir rek ñu mën a gaawal li nga xamante ne moom moo di vaccin bi ci gox yu bëri yu safaanoo foofulee ca Union européenne ndax nit ñi mën a reprendre seen ay activités fu mel ni Bruxelles par exemple ñoom ñu ngi wax ni 200 millions de vaccins fi mu toll nii ci la ñu taxaw ngir bëgg ko jënd dafay revenir un peu ci li ñuy wax temps yëpp xam nga dëkk boo xam ne am na benn mënal na boppam lenn li mën na permettre tey mën a commander yenn nombre de doses yi par rapport ak vaccin yi ngir vacciner seen ay population jàll ci leneen mais bu fekkee ne dafa am dëkk yoo xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw torop économiquement mënuñu lu bëree bëri du ñu mën lu dul xaar ñi nga xam ne ñoom ñooy defar ak ñiy defar defaral seen kii après may leen ñoom ñi nga xamante ne ñoom la seen loxo jot seen ginnaaw ñu jënd nombre bi ñu yaakaar ni moom mooy doy ngir mën a sauver seen ay kii même su fekkee ni OMS boobu ak léegi ñi ngi woo dëkk yi ko mën ci ñu bàyyi xel dëkk yi nga xamante ne mënuñu ko parce que comme on le dit chaque jour adduna bi léegi dafa nekk village planétaire yow boo vacciné sa dëkk ba ñëpp daj itamit te yeneen dëkk yi amuñu lu ñu vacciné woo ñoom ñooy demalante ñooy ñëwalante donc feebar bi mën na bañ a jeex carrément ci monde bi mais en tout cas ñoom fi mu toll ni 300 millions de doses la waa Union européenne soxla waat ay doses yu supplémentaires yu ex pour corona bi. Juste rek pour yokk ci ne ils ont les moyens de vacciner le monde. benn dëkk rek oui y a pas de je pense lu am la aujourd'hui le budget annuel bu Pentagone ci en termes de climatisation li ñuy fay climatisation c'est 750 millions de dollars waxuma ne Air Amérique Pentagone kese li ñuy fay ci wàllu climatisation annuelle c'est 750 millions de dollars su fekkee nañ jël lépp luy défense mu aju ci mais bu dee ñoom kese la ils sont à 500 millions de dollars. mais yow da nga xalaat ñu jël xaalis boobu dugal ko ci vaccin mën nañu ko France mais est-ce que loolu seen priorité la xam nga tey dëkk yi ku nekk yow sa bopp ngay jiital. waaw muy ci xeex corona bi. muy ci dans la vie de tous les jours. peut-être ils vont penser aider yeneen dëkk yi mais d'abord ñoom seen lépp na mat ñuy soog a dimbali yeneen dëkk yi est-ce que yaakaar nga ni tey ñoom am nañu xalaatu nañ jël suñu budget wu Pentagone nga xam ne ñoom fi ñu ko teg sax dafa sori. pour génnee ci seen budget dagg ci tuuti pour mun a dimbali yeneen nit yi. corona bi daf ñu jàngal nous d'abord. oui avant tout gis nga kaaw dëkk yëpp dëkk yëpp gis nga ñëpp bu ñuy wax seen dëkk la ñuy wax. moo tax ci ñun lu ñuy critique bu ñëpp di def dañ naan woy ñun dañu war a jàng ci pandémie bi. pays africain yëpp dañu war a jàng ci pandémie bi. côté ni ñu mën a gën a soqaliwaat suñu bopp suñu biir. gën a xoolaat ku nekk xoolaat sa dëkk économiquement naka nga mën a def ba gën a góorgóorlu ngir xam ni dara mënul la développer loolu lu dul sa dëkk yow sa bopp. ndaxte gis nga période yi ci ñëpp ko amul dem amul dikk léegi sax xaw nañ ubbi affaire yi tuuti. ba nit ñi di voyager ak yooyu mais tolloon na jamono yoo xam ne kenn voyager tul nit ki mën a toog ñi doon voyager dem toog ay 8 mois yoo xamante ne ni ñuy ñëw seen dëkk bariwul mais ñëpp dañ doon toog seen dëkk di xam bu baax réalité ce qui se passe naka la gars yi di dund léegi loolu la ñu war a mën a ñun je pense que leçon bi ñu war a mën a tirer ci pandémie bi au-delà de wutum vaccin yeeg wutum leneen ak leneen compter ci suñu bopp mais compter ci suñu bopp d'abord waaw xam nga daara ji da ko way yàgg na Alaaji Man Fada Freydi ak Ndongo di muy bopp sa bopp benn morceau la bu naan bopp sa bopp kenn talutul mbokk ki la joxe dem nii ki la joxe dem ne bopp sa bopp kenn talutul mbokk de ça colle bien ak loolu ñi dund nii réalité la way nañu ko ñoom bu yàgg li yaw xew nii yëpp artistes yi way nañu ko junj nañu ko léegi dafa des lu ñuy wax benn politique buy dem ci loolu ci askan wi boo xam ne dañ ko war a jagleel joxuñu suñu àq ak suñu yeleef ndax lu mu bon ñun ñoo la fal
ñun ñoo lay comprendre ñun ñoo lay soutenir ñoo lay muñal donc bu problème amee defe naa ne li nga war a njëkk a xalaat moom mooy sa askan te defe naa ne ñoom ñi ngi ci yoon bi ndax 200 000 doses yi bu ñu ko defee mënoon nañu xëj na xoole neneen mais comme am na gum déjà 200 000 baax na ñu def ci corps médical bi envoyé jox leen ko ñu vacciner leen après ainsi de suite ñuy xool priorité yi mais ñuy xalaat ni comme ni Thioro waxoon rek ñu dimbali pays yu pauvre yi moo tax ma fekk si ko foofu man la mën nañu ko am nañu moyens yi mën nañu ko sauf que nag pandémie bi boo jàpp boo dafa nekk loo xam ne xamoo kañ lay jeex. xamuñu kañ lay jeex. waaw mais dañuy donc boo dimbalee àdduna voilà donc xamuñu kañ lay jeex baal ma rek xamuñu kañ lay jeex mais dañuy trouver moyen. mais man pour man trouver nañu moyen. waaw mais ba tey des na pour ñun ñu mën a fagaru. Sénégal ñun. pour man ñu mën a fagaru. trouver nañu ndax cet gi buñ taxawee dëgg defe naa ne dañ koy éradiquer. mën nga ci man cet gi rek ci man des na de ku ci nekk ñu respecté mesure de barrière yu ñu wax. ku ne takk sa masque suñu hôpitaux yi. waaw gën a investir ci science. gën a investir ci technologie. élever plateau médical bi. élever plateau médicaux yi. yi nga xamante ni hôpitaux yi nga xamante ni actuellement ñëpp boo ko demee dafa instant dafa sëngeem da ngay wane ni ñun suñu kii xoolal ñu am yeneen feebar yi yu ci bari boo amee sojee wala lenn loo xam bokkul ak Covid rek doo bëgg a dem hôpital. xam nga loolu wala yeneen ak yeneen am na ñenn ñu nga xamante ni fi ne nii ñi ngi feebar amuñu place bu ñu dugg ci même donte bu fekkee yeneen feebar la. ndaxte dañ waaw Mamadou Ndiaye dagguma la de loolu moo nekk problème bi pour ñun pays yi nga xamante ni ñun lañ jubee pays pauvre je pense que ñun ñëpp dañoo départ woon ci benn base bu leer pour côté bu positif bi laa ko def mooy mois de mars bi ñun ñëpp a doon tâtonné mu amul pays riche ak amul kii États-Unis ku nekk da nga doon làmbaatu parce que lu ñu xamul la en fait lu ñëw dal suñu ñëpp kaw dañoo adapté wu waat xoolaat ñun nag ku nekk teg sa stratégie nan lañ mën a def ba récupérer ci jamono jii nii ba tey mën a contrôler suñu puissance ndaxte seen ñëpp a wane woon seen faiblesse États-Unis ci boppam mi ñuy wax ne fii la moo nekk première puissance am na moment yi nga xamante ni dañoo wane seen faille ci côté même côté médecine faille yëpp a génn Europe noonu ñeneen ak ñeneen noonu mais nag ci moment boobu la ñuy toog est-ce que ñun dégg nga ci ñu ne ci Afrique ñu ne woy Union africaine toog nañu nii ñi ngi xool ci mbirum pandémie bi nii ak nii situation bi lañ jël mais pourtant Europe ba ngay toogee ñëpp première chose bu beneen mais gis nga pays yoo xam ne dañoo tabax ay hôpitaux Union européenne ñi ngi xool naka la ñuy def ba pandémie bi wala def fii Union européenne mi ngi def toujours seen force seen intérêt la ñuy xëcc toujours ñoom toujours seen intérêt quelle que soit la situation en fait man États-Unis noonu Afrique nag toujours ñu dekk ci di xaar en fait ñun xaaru nañu keneen dimbali bi xaar nañu ñuy aider nañu ñuy may vaccin nañu ñuy xam nga il faudrait que ñun ñu xool tamit lan lañ mën a def ndax ci biir pandémie bi gis nga pays yoo xamante ne amatuñu woon place pour recevoir malade yi lu ci mel ni Angleterre dañu tabax taf seen benn hôpital bu nga xamante ne rien que coronavirus lañ fay faj nit ñi di ñëw foofu di faju donc ñun c'est vrai que am na jeunes yu bëri yoo xamante ne gis nañ ko ci coronavirus bi am na ay machines yu ñu defar pour xeex ak maladie bi am na yu bëri yooyu si lañu war a jéem a investir surtout ci suñu santé science nga xamante ne tey yow soo feebaree boo demee dinañ la mën a recevoir faj la dernière fois maa ngi la koy wax Mamadou Ndiaye maa ngi bëgg a def rajo pour sama doom woote benn hôpital ñu ne ma da ngay xaar ba le 22 alors que c'était une urgence le 11 nga war a toog 11 jours diggante boobu luy dal nit ki dina ko ci dal donc il faudrait que ñun ñu jëlee fi loolu ku feebar mën a faju am endroit boo fajoo am nit yoo xamante ne dañ lay faj coronavirus bi loolu la ñu war a jàngal en fait te boo amul moyen pour dem kilifa yu bëri yu dee ci at bi xam nga lu leen rey daawuñu fajoo ci réew mi coronavirus bi mu ñëwee ñu tëj frontières yi mënuñu dem faju ji bitim réew raté ay rendez-vous bokk na ci li leen rey te pour man dellu ginnaaw weesootul loolu xëj na nag après on nous dira que kilifa yu bëri fajoo wuñ fi moo tax duñu plateau médicaux yi que ça soit relevé ou pas ça peut ne pas les concerner mais on a de très bons docteurs mais docteurs lu ñu xoolal matériel moom ak zéro ñaata nit ñooy ñëw Sénégal pour jàng ci mais gis nga Bijou moom laa lay wax na la lépp politique la rek priorité la rek bu nguur gi jógee nii wàllu science santé da koy dooleel votel ko budget bu mag defal na ay laboratoire toog ak ñoom ñu ne parce que man je reste convaincu que ne ñoom am nañu solution wu faj lii ñoom ñenn médecin sénégal africain yi am nañ ko. mais est-ce que ndax moom laa wax nag foofu laa jëm nii. ma ne bi ñu ne pandémie bi Madagascar génne wu doon yëpp. waaw moom laa wax nag bu waxtaan bi neex ba ngeen fàtte ni 10h19. mais nag pour daane rek
ñun boo toogoon joxoon doole suñu professeurs yi ñi nga xamante ne sax dañuy defaale médecine boole ci médecine moderne ak traditionnelle. am na loo xamante pharmacopée bi seen xam-xam bu ñu ko ci kii woon ba mën a trouver seen suñu mais est-ce que ñun tamit xam nga tënku toujours ci c'est bien. OMS mais Mamadou Ndiaye ñun ñëpp nañu jàpp ne li xew daf nu bett. adduna bi yëpp la bett. moom dëgg la. jàngat bi nag ci kanam la ne ñoom liñ ci war a jàngate defe naa bu nu ko jàngul ci lii dootuñu ko jàng ba ilaa yawmi di kon santé daal foog mu nekk priorité fi mu toll parce que santé loolu dëgg la mais da nga Union africaine booloo boobu ñu booloo tey ba ku nekk talatul sa morom loolu moo lay wan ne affaire lu doy waar la xëy na nag bu ñu ci génnee danañu indi yeneen solution yoo xam ne booloo boobu dina mën a am njariñ mais moom affaire santé moom ci réew li ñu war a jiital loolu daf ci bokk waaye nag ñu ndokkeel président parce que am na réew yoo xam ne yi amuñu lii dëgg la bi nga xamee ni nii soxla nañu ko moom mu fexe ba dem débrouiller indi ko loolu nekk na loo xam ne c'est à saluer ñaanal ko yàlla bu baax a baax wane daal dëgg-dëgg réew mi am nañ ci moom yaakaar mais joué na ci benn rôle bu am solo te loolu rek moo am solo loolu nag bu ci jógee xëy na dinañ def yeneen xalaat ak yeneen jàngat pour tubaarkàlla ñu mën ko élargir ba jàmm ak hôpitaux yu bari tegu ci yoon ndax lépp mën a jaar ci yoon. ñi ngi teg ay pas ñu rafetlu ko te ñaan yàlla suñu hôpitaux yi gën a développé santé bi gën a jëm kanam ba ku feebar faju te doo am benn jaaxle boo xamante ne moo lay teree sax parfois dem à l'hôpital dundaaleeg sa feebar ba yàlla di la fi jëlee ñu continuer toujours coro ci Covid-19 ak Île-de-France île française bii di anti plutôt ñoom troisième vague la ñuy ragal pendant nit yi di xeex ak deuxième vague bi. effectivement parce que ñoom en fait dañu am ay cas yoo xamante ne gis nañu ko ca Guadeloupe te cas yi ñu wax ni variant britannique bi la du coup ñoom fi mu toll nii daal dañu déjà sax ñi ngi indi ay jeexi jaax ci voyage yi nga xamante ne moom mooy am entre département bu France yi bu Antilles ak li nga xamante ne moom moo di bu Martinique du coup ñoom daal fi mu toll nii ñu ngi préparer hôpitaux yi ngir ñu mën a recevoir ay malades yu bees et puis ndax xam nañ ni wax nañ ni ci automne bi passé yenn ci ay mbir yoo xam ne jot na am ci Covid bi daf leen bett donc ñoom comme commencé nañ recenser ay dizaines de cas ñu bëgg a jël nag les devants ngir yëf yi bañ leen a bett ndax ñoom fi mu toll ni troisième vague la ñuy craindre te xam nañ ni itamit variant britannique bi sonle boo xamante ne ñoom bu ñu teelulee jël les devants boo moywul yëf yi bu ñëwee troisième vague non seulement la leen di andil mais mën na leen sonnal à un point bu nga xamante ne xëj na bu ñu nderteeloo pour ñu jóg dina xaw a compliqué du coup ñoom là ils préfèrent prendre les devants en tout cas loolu la kilifa yi bëgg jëlagum yenn mesures yi nga xamante ne moom la ñu jàpp ne bu ñu ko jëlee virus bi ni muy lawee dina mën a ralentir un peu préparer hôpitaux yi à une éventuelle troisième vague mais également préparer ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi ci ñu wàññi lépp lu jëm ci seen ay déplacement ak yeneen ba variant britannique bi nga xamante ne commencé na contaminer quand même mu mën fayam bijou. merci beaucoup Thioro ci info yi nga indi ci coronavirus point Covid bi pare na wala parewul. correct point Covid bi. ñu xaar tuuti ci kanam ñu def point Covid bi et puis xool ci nombre de cas yan la ñu toll fii nii ci Sénégal en espérant que dina wàññeeku même si seetlu nañ ni que fan yi diggante 200 300 ak 400 personnes la ñuy découvrir chaque jour ni ñoom ñoo am coronavirus bi ci kanam ñu waxtaanee ko ak Thioro dañuy jàll sans plus tarder ci la rubrique sport avec Mamadou Ndiaye nga xam ne dafa dem à la découverte de Moussa Ndiaye nekk benn ancien moniteur sportif bu nga xamante ne dafa dem ba yàlla muur ay bëtam ci bi mu amee 35 ans mais terewu ko continuer di bay waaram ci côté am mu mel ni message d'espoir la ñuy jox Mamadou Ndiaye. message d'espoir la mu nekk lu am solo loo xamante ni c'est bari na ñuy dund lu ni mel nekkoon ci benn activité nee na moom ba tey xamul lan moo tax bëtam yi muuru te loolu nekk na situation bu yéeme te pourtant bu mu nekk ci ndawam la nekkoon mi ngi nekk ci digg ndawam waaye taxu ko mu toog wala mu dugg wala muy dégg génn di def leneen mais pourtant mi ngi góorgóorlu ba am ay projet sax yoo xamante ni jagleel na ko diaspora bi mais surtout ci xarala yi yees yi mën nañu leen dégtal élément bi di ñëwaat. man la seen mbokk Sidi Ndiaye nekkoon moniteur de musculation et de gymnastique fii ci salle yu bëri à Dakar. Donc dem ba à un moment donné ma am handicap mooy
ma perdre sama vision am cécité totale alors bon cécité bi nag dikkeewu ma dara lu ça c'est venu naturellement lu ñëw naturellement la parce que man myopie laa ko tegoon sax mu jékki-jékki rek gaaw quoi gaaw ñëw directement comme ça mënuma la wax ci choc laa ko defee ma ko ci choc amee ma ko ci dara lu dul lu ñëw naturellement la donc lu ñëw naturellement nag da nga koy recevoir naturellement parce que je pense que ni ci sama xalaat bu gàtt yàlla moo ko def nekkul lu ma soit lu ñuy wax ne stupéfiant bu ma jël mu yàq sama organe wala dara non ça c'est venu naturellement. bi ma dalee nag dem naa Thiès ci benn mouvement boo xamante ne nii mouvement pour le progrès social des aveugles du Sénégal bu nga xam ne Pa Youssoupha Faye moo koy jiite moom ma récupéré depuis daal di may yóbbu foofu noonu defal ma ay formation yu bari xamal ma lu bari aussi tamit ci monde des aveugles du Sénégal et je pense que loolu courage moo koy def quoi. après ci laa ñëw Dakar am benn projet bu ma teg bu tudd Ndawal Diaspora voilà Ndawal Diaspora nag nekk agence d'assistance et de services multisectoriels pour les Sénégalais d'ici et de la diaspora mu nekk nag projet bu am solo vraiment mu bëggoon ñu jàppale ma ci moo xam état moo xam privé ñëpp jàpp ci dugal seen loxo moo xam ONG moo xam jeunesse su Sénégal parce que création d'emploi la ba pare projet de modernisation la parce que ñëpp xam nañu ne les Sénégalais de l'extérieur xaw nañu sonn ci ay arnaque ci lu bari donc ñun nag on veut mettre fin à tout ak ci loolu yëpp quoi voilà donc am naa beneen projet sax boo xam ne projet de modernisation des tables de marché la donc kooku moom aussi tamit projet bu am importance la am solo trop parce que yii yëpp ay projet de modernisation la parce qu'il est temps bu fekkee dañu bëgg état dafa nekk ci lutte contre la mendicité vraiment war nañu mën a gestu projet yii nii parce que je pense que au Sénégal amagul un non-voyant bi nga xam ne c'est un chef d'entreprise parce que chance bi nga xamante ne les handicapés moteurs am nañ ko non-voyant amuñu ko. Très bel exemple Mamadou Ndiaye dafay sax jax la sourire parce que souvent nit yi bu amee loo xamante ne dab na leen ci seen àdduna lu ci mel ni nga ñàkk sa gis-gis mënatuloo gis gumba dal la da nga naan que c'est fini découragé dem toog parfois am na si ñi nga xam ne sax dañuy mujjee dem di tàllal loxo mais moom daf ko tax mu gën a jàpp continuer dem defi liggéeyam. daf ko jël positivement mais surtout ça c'est hyper important parce que faut jamais se décourager dans la vie ndaxte àddina moom doo mës a bàyyi sa loxo ndaxte donte bu fekkee ay nattu day ñëw teg sa kaw teg loola yeneen ak yeneen mais doo mës a bàyyi te moom la gëm moo tax mu gën a progresser bëgg a jëm ca kanam créer ay projet yu yees yoo xamante ne lu am solo la xanaa di wax rek mooy message am bi mu joxe mooy bu am solo mooy gën a jàppale ñi nga xamante ne dañoo am laago mais surtout am ay jafe-jafe yi nga xamante ne da leen di permettre aussi ñuy gën a dund seen dund normalement pourquoi pas ñuy nekk ay chef d'entreprise wala yeneen ak yeneen te loolu lu am solo la loo xamante ni mën nañ ko ci jël c'est un bel exemple boo xamante ne pour ndaw ñi wala ñi nga xamante ni dañuy dund ak laago waruñu bàyyi seen loxo te dañuy wax tout le temps ci rubrique bi ñaatam di def décomplexé jàpp sa ful la que laago si xel la bu fekkente ne tant que yaa ngi ak sa xel yaa ngi mën a réfléchir yaa ngi mën a interagir correctement ak nit yi amuloo laago donte nga am handicap physique wala handicap bu nga xamante ne daf lay teree gis wala yeneen tant que yaa ngi réfléchir rek handicapé woo donc c'est exemple bu ma neex la. exemple bu baax la en tout cas di ko encourager ñuy dund ci situation yu ni mel. que ni bu ñu bàyyi seen loxo ku ci nekk war nañ gën a mën a góorgóorlu comme ni ko ñaatam di waxee daal. affaire yi daal kon gën a bu ñu complexé quoi. Bon courage à lui Moussa Ndiaye j'espère que ñeneen ñi bu ñu ko seetaanee tey dina leen servir d'exemple ba bu ñu naroon a xaadi du ñu xaadi dañuy jàll sans plus tarder ci publicité yi suñu ñëwee su fi toggal ñu tonton Garmi fàttaliku Exidex dem rendre hommage Coumba Gawlo ñu def anniversaire yi soogay laali.
bul xaar kenn ci àdduna jógal nga dóori waar li am solo du dayoog wërsëg bi nga am waaye nan nga koy mën a jëriñoo kaas ci kaw kaas bés bu jot tàmbalil ak cawarte jeexalal ak yokkute léegi sa stiku Nescafé juróomi dërëm rekk la. merci beaucoup à nos partenaires ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun bi ñuy jàll ci la ma Mamadou Ndiaye fàttale ne président FIFA bi moom ñëw na fi démb. ñëw na fi démb de. waxtaan dajeek ak président de la République. mais surtout dajeek kii di Augustin Senghor mi nga xam ne candidat la ci élection confédération africaine. ko war a jël de jàpp nañ ko ci mois de mars bi ñu jëm mais surtout ndaje bu am solo la nag ndaxte. ci contexte yi donte moom ci yenn dëkk yi bëggoon na jaar dafa nekk ci tournée africaine. jóge Mauritanie digg ak yeneen dëkk yi nga xam nga fa bëggoon na jaar Algérie ak polémique bi ba fa am ñoom dañ ne ko carrément soxlawuñu ko ndaxte foofu seen football bi actuellement foofu dafa ci ñi nga xam ne ñooy jiit yi dafa xaw a fragile ndaxte ñu fi bari dañoo jubóowu la contexte yi mu choisir Sénégal ngir ñëw fi wax na relation bi nga xam ne am na ko Sénégal xalaat Fatouma Samoura mi nga xamante ni secrétaire FIFA bi la mais surtout bàyyi xel gi ñuy bàyyi xel Sénégal ci mbirum sport bi mais surtout football bi nga xamante ni ñoom moom la jiite mais sur le plan international ndax nee na Sénégal bokk na ci pays mu Sénégal dëkku football la te loolu lu yàgg fës la ndaxte li fi jot a xew yëpp ak actuellement nii ak joueurs yi nga xamante ni aussi à chaque fois bu ñu leen di tudd ci àddina ci wàllu xarañte ci wàllu football sénégalais def ci bokk baaxoo nañ di ko def te loolu surtout ci jamono ji ak ñoom Sadio Mané ak ñeneen ak ñeneen loolu lu am solo la mais surtout aussi tamit dajee kii di maître Augustin Senghor mi nga xamante ni aussi dafa nekk ci xëccoow njiitu CAF donte yenn dëkk ba mu jógee di Mauritanie am nañ fa candidat boo xam ne muy Ahmed Yaya moom tamit dafa bëgg a yóotu place bi nga xamante ne mooy jiite footballu mais lan mooy intérêt tour bi muy def nii. waaw tour bi moom xam nga dajale ñi nga xamante ne ñooy dëkk yi nga xamante ne dafa nekk ci dëkk sport dëkk yi nga xamante ne aussi gis nañ ni ñoom si boppam FIFA dafa amal na leen soxal torop ndaxte FIFA ñoom tamit yàgg dara xam naa ne ñi ngi jëm ci seen ñoom tamit élection mais surtout ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund moom ñu ngi ko fa mbirum justice bi mu am fële ca Suisse doon tey juge yi ñoom fësal nañ ni dañ ko bëgg a daal di def non-lieu leneen ak yeneen yi nga xamante ni football ak enjeu yi nga xam ne am na mais surtout ak mbir période yi nga xamante ne ñi ngi ci campagne confédération africaine de jiite confédération africaine de football xel yëpp day xaw a dem ci ñenn ñi yenn spécial dañ naan FIFA dafa am ku muy jàppal tànk ci mbirum candidat yi ñi ngi xalaat kii di sud africain bi di Mosetep mu nga xamante ni ñëpp dañoo jàpp ni moom moo nekk candidat wu waa FIFA ñoom nag daf koy bëgg seetal deram gën a fësal ni ñoom lépp pour wane ne moom faralul kenn dañuy tëddee njaaxaanaay ci li nga xamante ni mooy li ñu fas yéene def élection confédération africaine bu football bi nga xam jàpp nañ ko ci mois de mars bi te sénégalais bii di Augustin Senghor mi nga xamante ni bokkoon na ci comité exécutif bu CAF mais surtout bokk ci candidat yi nga xamante ni ñun ñi moom lañ koy ñaanal pour ñu jiite li nga xamante ni mooy CAF waaye donte nag xam nañ ne du yomb ndaxte ivoirien bi mi ngi ci am na benn mauritanien mi ngi ci moom sénégalais bi mais surtout Afrique francophone tamit wane ni foofu wane nañ fa seen taxawaay bu am solo di wane ni am na bu baax ay candidats yi nga xamante ni war nañ mën a gérer. waaw critères yi bari na nag waaw ñoo seppi nañ leen fi ne nii ba ñu bokk ndaxte dafa waaw ba ñu fësal remplir nañ ko Augustin fësal nañ ko fi wane woon wax nañ critères yi nga xamante ni waa FIFA ak waa CAF fësal nañ ni boo bëggee nekk candidat fii ngay jaar ñoom ñëpp remplir nañ ko ba actuellement ni élection bay ci des ngir fësal li nga xamante ni mooy ñun moom on est de tout cœur ak Augustin Senghor lu mu laaj rek dinañ ko def ngir jàppale doomu sénégalais boobu nga xamante ni moom mooy dem ci élection yooyu merci beaucoup Mamadou Ndiaye ci sport bi jaajëf ba kañ ci kanam waaye du sport ngay waxtaanee non leneen la loolu heure bu baax bi na ca dal dans quelques instants di ngeen ko gis moom Merry Bey ci li ci internet bi fii ci télévision Futur Média dañuy daal dugg ci waañ bi ànd ak Sophie moom tamit maa ngi ko dégg muy yëngal depuis sànq Sophie looy def
bisu xam nga rek togg bi dafay laaj nga def mise en place bi teg noonu nga xam ne su ko defee dinaa ko mën a togg ngeen mën a déguster avant ñuy pare li nga xamante ne ni mooy émission bi déjà nag dama doon defar fii benn sauce boo xamante ne nii benn sauce piquante boo xamante ne nii dina permettre ma assaisonner li nga xamante ne ni mooy sol yi nga xam ne moom laa andi tey ndax ko defee ak li nga xam ne mooy pizza bi ma leen proposé déjà sol bi aussi commencé woon naa li nga xam ne mooy préparation au plat du jour bi xaw ma def nii tuuti rek comme ça ma gën a mën a expliquer déjà sol bi dañu def rek benn cuillère à soupe de beurre teg ko ci si poêle bi bàyyi ko ci nag ba mu commencé revenir bi mu commencé revenir nag ci la ñu jël benn moitié pamplemousse daal di ko ci pressé def ail sel ak tuuti poivre moom nag citronné wu ma ko à la place dama ko changé ak li nga xam ne mooy pamplemousse bi gis nga nag bi mu commencé nag ba commencé am couleur ma def ci tuuti épices yi nga xamante ne ni moom laay mélanger de temps en temps def naa tuuti thym tuuti herbe de Provence ak tuuti laurier moom laa jël daal di ko ci def nga xam dafay gën a relever li nga xam ne mooy goût bi jël tuuti persil coriandre aussi rajouté ko ak tuuti piment vert moom nag boo xoolee à chaque fois dama koy def ci samay togg parce que nag day gën a relever li nga xam ne mooy goût plat bi nga xamante ne ni moom ngay préparé puis nag de l'autre côté dama fi am tuuti ketchup émincé tuuti oignon ak poivron rouge moom laa jël daal di koy nag def fii def ci tuuti vinaigre mélanger ko boo amee huile d'olive mën nga ci def benn trait boo amul mën nga jël rek huile normale moom nag bi ma ko mélanger ba pare damay ñëw rek jël restant wu persil coriandre bi nga xamante ne nii moom laa gardé woon de l'autre côté parce que nag coriandre pour mu gën a relever goût bi dafay laaj sax nga bañ ko ci togg bàyyi ba togg gi pare rek nga haché lu bari sotti ko ci day gën a neexal li nga xamante ne ni mooy suñuy sauce wala suñuy marinade yi nga xamante ne ni moom la ñuy faral di defar à la maison des fois déjà nag gis nga nii bisu moom tamit def naa fi tuuti épice pour comme épice bi ma def ci poisson bi laal naa ci fii tuuti comme ça bu ko defee goût bi dafay gën a génn fii nag am naa fi aussi ay oignon yu ma dagg en rondelle ak poivron jaune bi ak rouge bi moom it ma dagg ko en julienne ci kanam dinaa ko utiliser pour kii bi courgette bi aussi jël naa ko moom it dama koy rek ñëw dagg dama ci def nii quelques designs pour soo ko daggee mu gën a rafet déjà nag moom dañu koy dagg moom tamit en rondelle voilà gis nga nii rek bu ñu ko defee ay rondelle nag ba pare dañuy ñëw rek dindi rondelle yi daal di teg lii nag mën naa ko puusale fii mën ñëw nag monter li nga xamante ne mooy pizza bi nga xamante ne moom lañ leen proposé tey parce que fii ñun bu ñuy togg dañuy foog ne pizza foog nga am jambon wala soit foog nga am forcément sauce tomate non mën nga ko changer revisiter ko rek def ko à ta manière surtout bu fekkee à la maison ay restes yoo xamante ne ni am nga ko ci frigo bi gis nga nii nag ñun dañu am nag benn pâte déjà prêt mais pâte bi nag mën nga ko defar sa kër c'est très simple dangay am huile d'olive levure boulangère am nen ak tuuti meew sel def au tiède rek daal di defar li nga xam ne mooy sa pâte à pizza am aussi nen mélanger ko defar benn pâte bu nooy boo xamante ne ni di nga ko mën a utiliser sa biir kër déjà nag suñu defee nii ba pare rek courgette yi rek laay njëkkee moom laay rek ñëw étaler ko nii gis nga nag pâte bi am na ñoo xamante ne ni de préférence dañu koy teel a dugal ci four bi bàyyi ko ci nag mais man damay préférer tey bàyyi ko nii teg ci légumes yi mu àndandoo ak moom ñor fekk nag préchauffé nga sa four à 180 degrés gis nga nii déjà courgette bi laa ciy def nii ba nga xamante ne nii wër na li nga xamante ne nii mooy suñu pâte voilà gis nga nii rek. comme te nag ci période Covid la ñu nekk bu ñu nekkee ci waañ bi nañuy prévoir di raxas légumes yi ba mu set raxas li nga xamante ne nii mooy suñuy loxo ba mu set même su fekkee amuloo vinaigre mën nga jël rek li nga xamante bu amuloo eau de javel mën nga jël vinaigre blanc bi trempé ci say légumes dina rey microbe yi ci nekk yépp sa loxo yi aussi nga raxas ba mu set su ko defee nag nga mën a togg bu sell comme ni ko Baye di waxee toujours rek waañ mooy laboratoire kër moo tax dafay laaj bu baax a baax lépp lu ñuy togg rek ak lépp lu ñuy kii nañ ci bàyyi xel di raxas ba mu set gis nga nii rek damay ñëw rek jël li nga xamante ne ni mooy sol bi émincé wu ma ko nag dama préféré bàyyi ko noonu en entier bii mën nañu ko teg nii voilà duñu ko sauté rek ba mu génn ñu daal di ciy def voilà gis nga nii mu jël forme bi beneen bi ñu tegaat ko nii jëlaat beneen bi teg nii lii yëpp daf ñuy permettre ñuy changer
parce que xale yi la plupart du ñu bëgg sol mais soo ko defee nii ak pizza bi ak yooyu dina leen jox envie ñu bëgg ci lekk bu baax. voilà gis nga nag suñu defee noonu ba pare am nañu poivron yi rouge ak jaune daal di sànni nii ci kawam voilà gis nga nii rek ñu def ci poivron bu fekkee bëgguloo poivron bi nag mën nga ko changer ak leneen soit nga def haricot vert wala soit rek nga jël maïs doux changer ko ak moom voilà mën nañu teg nii quelques rondelles d'oignon voilà gis nga nii rek suñu defee nii nag ba pare mën nañu ñëw rek jël nag ci li nga xamante ne nii mooy sauce fait maison bi nga xamante ne ni moom lañ defar moom la ñu remplacer à la place sauce tomate bi dañu préférer rek defar benn sauce piquante boo xamante ne nii bu terre à terre lay doon mais persil coriandre bi moom lañ ci gën a accentuer nga xam ne day génnee nag goût pizza bi bu baax a baax voilà gis nga nii rek suñu paree nag dañu ciy def fromage bu doy am nañu fii gruyère bi voilà gis nga nii rek moom la ñuy jël daal di ci saupoudrer laal ci aussi rebord yi courgettes yi nga xamante ne ni moom la ñu def sous forme de lit moom la ñu jiital voilà gis nga nii rek nga am benn plat boo xamante ne nii mën na la servir sax pour temps de dîner kër ga nii rek mën nga def benn salade verte à côté rek mu accompagner ko. voilà gis nga nag bisu nii nag la ñuy def ba pare fekk nag préchauffé woon nga sa four à 180 degrés da nga ko ciy dugal 10 minutes rek mu ànd ak fromage bi parce que déjà légumes yi ñu ci def dañuy bëgg mu croquant boo koy lekk nga di ko ci daj poisson bi ñu ci def mooy sol bi la choisir moom ñor na ba pare li ñu des nag mooy fromage bi gratiné 10 minutes rek dina ci doy mu ànd ak pâte bi ñor ci kanam tuuti rek ma génnee ko andi ci plateau bi bisu ñu jàll ci dégustation plat du jour tey bi. tonton Garmi ngi naan cey mbay de pizza bi mbaa de la neex. ñu bis ci kaw ndeke fromage la. fromage la. après man ci laa d'accord. ci nga d'accord sax vermicelle la mais ndeke comme fromage gruyère la. gruyère la de tonton Garmi. je suis partant. ah bon. maa ngi koy andi léegi tonton Garmi. tibbal ko tey bu ko tibbal kenn. tey kay moom du dem fenn moom ci tonton Garmi rek laa koy yekkal tey incha allah. mais c'est vrai que c'est rare pizza sol man d'habitude fruits de mer ngay am. wala ay jambon. wala 3 fromages. waaw wala nga am bu Elia bi. wul kii. am na ñuy def merguez. ma ni Elia xol bi sedd bu merguez wala yooyu mais sol moom. waaw c'est une première pour moi. xam naa c'est une première parce que tonton Garmi may ñu mos rek. daaw na leen may tuuti rek tonton Garmi dama leen di jox benn part yeneen 6 parts yi ci des. yow nga jël ko. d'accord amul problème. ñun maaw du ma ko may dara. maaw kay bu ko may. mi ngi def maaw du ñam maaw du ñam. mi ngi def yi ko saf fi mu toll nii waaye yàlla baax na. Cissé bi du ñam tonton Garmi yow sax la ñuy àndal ci fàttaliku ndax tey Ismaïla Diagne nga indi nekk syndicaliste nga nar a waxtaanee jëf yi nga xam ne jot na ko fi bàyyi fii ci Sénégal. waaw xanaa bisu di wax ne sénégalais yi ñi ngi jëm ci enseignant bu mag. boo xam ne bii jëf na lu rëy ci réewam mu nekkoon nag koo xam ne kii ma nga dëkk ci Foundiougne ñu dégg ko jigéen ju baax ju naan Oulimata Diop bokk ci waa kër Aynina Diop ak ki nga xam ne kii moo Ndeye Khady Ndiaye ak na fi Korea ak Adjaratou Bigué Ndiaye mu jëf nag lu rëy ndax ku ne xam ne ni c'était des enseignants ñi ko xeex ba enseignants yi jot ko Ismaïla Diagne moomu daf ci bokk. ànd ci ak sunu baay bu baax ba El Hadj Iba Der Thiam nga xam ne mooy sa nijaay. waaw. dafa am yoo xam ne yii kenn dootu ko fàtte ci seen réew. kon dañu tàbbi rek ci élément bi. su paree tubaarkàlla ñu doog a dellu ci waxtaan wi na biir. man Alioune Badara Seck jàngalekat la maa ngi dëkk fii cité des enseignants ki ngeen may laaj muy Ismaïla Diagne dinaa kontaan lool wax ci moom ndax suma doomi ndey la woon suma mag ñu ànd ci lu bari
rawatina syndicat bi nga xam ne moo ko doon jiite muy syndicat national de l'enseignement élémentaire ñu koy wax SINAG. baayam Cheikh Diagne mu nga cosaanoo Foundiougne nekkoon douanier ñu ko daan ooye sax Charlemagne ndax jëmmam fulaam ak faydam ci liggéeyam. yaayam mu nga cosaanoo Ndar ñu koy wax Astou Thiam boobo. moom Ismaïla Diagne moomu jàngalekat la woon ni man. yàlla dogal le 20 août 1980 syndicat bi ma la tudd léegi daanu ci ay loxoom mu jiital ko. booba dafa am ñu ko wër ñu ràññee ci ku mel ni Ajaratu Ana Njaay mu nga dëkk ba Fass mun na am mu suivre ma ràññee ci ku ñuy wax Mamour Ndiogou Ba fii ci cité des enseignants la dëkk ràññee ci ku ñuy wax Bunaama Ñaŋ mu nga ñaari tali ràññee ci ay kàngam yu mel ni Kader Gueye ràññee ci ñoo xam ne ñu ngi nekkoon ci région yi booba Sénégal 7 régions la am région bu nekk am représentant ñu ànd ak moom di xeex ci ay revendications bi ci gën a am solo nag mooy fii nga fekk moo tey muy la cité des enseignants ñi ñoo def délégation Abdou Diouf recevoir ñu ne ko liñ bëgg monsieur le président mooy l'accès à la propriété bâtie mooy lan dañu bëgg ak nu mu mënta toll suñ syndicat bi mu am ñoo xam ne da ngay teg ci seen loxo ay kër ñu moomal ko seen bopp. C'est l'occasion de remercier le président de la République, monsieur Abdou Diouf, parce que à l'occasion indiwuñu benn apport personnel moo nañu duma leen laaj personnel. Je construis une cité et clé à la main et je vous livre ça kon ñu ko ci gërëm di ko sant. Ismaïla yàlla dogaloon na mu nekk nit ku teey yàlla dogaloon na mu nekk nit koo xam ne lépp lu mu am bokk na ko doom aadama yi mosta soxlaal boppam dara. La preuve cité yi biñ koy jox moom jàngalekat la jabaram bi ñuy wax Ajaratu Biige Njaay jàngalekat la mais ñoom ñaar kenn amul fi kër daf ko séddale militants yi toog loxoy neen. mu am revendication yu bari aussi dugal na ci loxoom ak làmmiñam ba tey jii am na avantage yoo xam ne les enseignants de l'enseignement élémentaire les instituteurs ñu ngi koy jëriñu gannaaw yàlla ci loxo Ismaïla Diagne la jaar.
li ma gën a marqué ci Ismaïla Diagne mooy la biir goo xam ne amoon na ko li ma gën a marqué ci Ismaïla Diagne comme ni ma la ko waxee léegi mooy soxlawutoon dara pour boppam lu mu amoon pour nit ñi la. fàttaliku Ismaïla gis nga maawo nag da ngay tooñ sa yoon nekkul ci kii ngay dugal nii man mii maay feeñ waaw kay filmé da lay dugal pour wane Coro mi ngi ci téléphone am parce que élément moo duggoon maawo yow am nga noo mel de sikk nga de dama lay déjuré de déshérité la léegi nga uti beneen yaay ci la nekk ak ñun ci suba ba léegi mais en tout cas lii sa fukk sama yoon fukk la ci bokkoo leen papa fenn bokkatuñ dara nag ma bàyyi Coro sa bàyyi na la waaw baax na looloo nekkoon fàttaliku donc ku baaxoon tonton Garmi nekk Ismaïla Diagne syndicaliste li gën a important ci li nga xam ne def na ko bokk na ci cité des enseignants bi mu xeex ba enseignants yi am ko te tonton Garmi dégg naa jëlul kër jabaram jëlul kër. man loolu daf ma frappé lool Bijou Ndiaye par rapport ak léegi. li xew léegi sax moom jarul jaar. waaye daal dëgg-dëgg moom def na noblesse. xam naa tonton Garmi man bu ma xeexoon bañ am ay kër pour TFM. dëgg la yow da nga naan angle bii nan ko dagg ba angle bee. daggalal ji bi tuddee ko Bijou Ndiaye ba pare. doo ko jox keneen. mais noonu lay def. sérieux. ne daggal leen ji mais xoolal nga bokk lii xeex ko. seeti président bi nga xam ne moo fi nekkoon à l'époque di président Abdou Diouf mu baax mi yàlla na yàlla guddal fanam. amiin. càmmeñal Aana Ndiaye. mu ajut ndey tëgg faal. ak gàmmu. maire boobu nag man dëgg-dëgg foog ma taxaw ci tuuti. sunu ma saana am daje ba ñu def tribune yi su daggee tribune bi bay ñëw. ajatu aana dañ koy seetaan. nga xool ko ak macha allah sañse ba ak dayoo ba ak jëf ja da nga koy xoolaat bu bokkul ci magi valeur yi. sama ndey jooju maa ngi ko ndokkeel di ko ziar di ko ndokkeel lu bëree bëri. waaye lii Ismaïla def dafa rëy. fexe ba xeex benn barab boo xam ne bile yaag say nawle président Abdou Diouf jox leen clé jox ñu la suuf de clé lañ la jox amee. nga ne nag nga séddale ko ba mu jeex yow enseignant nga am ci droit nga ne yaa jiite yow doo am sa jabar doo am fan la am ci mii réew amatul xewatul kon mag ñaa ngi nii nañuy jàngat di leen xool seen jëf yañ daan jëf tey ñoom tubaarkàlla dem na waaye bàyyi na fi jëf joo xam ne ji neex na waxtaan. mu àndoon ak ku baax El Hadj Iba Der wax naa la ko léegi. àndoon tamit ak Alioune Badara Seck mi nga xam ne moo wax léegi moom tamit ñu ngi kontaan ci moom ak Kader Fall Doudou Ngom Modi Jara ak dëgg ak Codé Diop ñoom ñëpp Codé Diop nag mooy bàyyi Lat Diop mi nga xam ne mooy directeur général bu LONASE moom tam ñu ngi ko ndokkeel lu bëree bëri di la wax ne daal réew maa ngi noonu du fi waay def ci lu baax lu mu yàgg-yàgg dañ koy nettali kon gars yi nañu baax tey jëf lu baax loolu bu ëllëgee ñu mën koo nettali bu am solo ndax alal ji fii lañ koy bàyyi du dem amul kenn ko yóbbaale dara doo yóbbaale rien du tout kon nag dëgg-dëgg nag tënku nag ci baax am way dëgg nekk na lu am solo Ismaïla daal yàlla na yàlla guddal yàlla ko yàlla yëg ci àjjana yu kawe ya ma ndokkee ci nag Adja Bigué ndax bi muy wax man dama sopp koo xam ne day rassembler dafa dugal soxna yëpp ne ma Garmi kii la amoon kooku da ngay noppal animateur mu kontaan xam ne daal du parparloo ndax man du ma parparloo waaw loolu de man boo dee wax da nga may wax li nekk ma jaar ca soo ma dugalee ci beneen vol rek tooñ nga mais moom tooñu ma nag dafa génne ñëpp génne jabar yi ak doom yi ne jabar doom yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañoo bëggante ma ne ko loolu daal kontaan naa moo tax ma gën a sawar kon maa ngi ñaan yàlla guddal sa fan rafet na en tout cas moom ngor gi nga xamante ne moom la am raar na léegi ñu gis ko exemple la comme ni ma koy waxee tout le temps soo indee nit fàttaliku dafa important ñu indi genre mag yu mel ni su ko defee ñu am ay repères ak ñoo xamante ne dañ ci xool ci ñoom ay valeurs yu ñu mun a jël rek di ko appliquer chaque jour mu mën ñu njëriñ bu baax a baax a baax Dieynaba Seydou Ba ñu ngi koy nuyu romb yi ngay rombaas fii loi war naa ñëw ci kër gi. loi war naa ñëw ci kër gi nañ waxante dëgg. Modou Ndiaye nanu indi syndicaliste des lois. jar na ko de. ñu créé benn syndicat. non fii moom loi war nañ ko fee. loi am na ci kër gi. xam nga Dieynaba warul def ji nii duy ko ba mu fees di romb nit ñi di wax tamit nañ waxante dëgg.
ah rafetul loi war na fi juddu de. loi war naa juddu de ci circonstance la loi di juddoo ñun bëgg nañ loi juddu ni ci circonstance bii ñu dund léegi nii en tout cas merci beaucoup tonton Garmi ci fàttaliku bi sans plus tarder dañuy jàll ci sunu musique ak Exidex waxtaanee beneen nit boo xamante ne moom it référence la fii ci Sénégal ci àdduna bi yëpp ñëpp xam ko muy Coumba Gawlo Seck tiis dal ko donc mu nekk loo xam ne waa Sénégal yi yëpp dañu nekk derrière elle di koy jàppale di ko wan ni seen amour bi ñu am envers elle pour jàppale ko rek mu génn ci li nga xamante ne moom la dugg. tout d'abord di ko féliciter ci sortie bi nga xamante ne def na ko moom particulièrement jël santem en main balaa kenn di ko waxal rumeur du juddu mu génn defe naa ne loolu moom mooy déjà wane leader bi mu am pour dalal xel yi. donc defe naa bu nit ñi xawee ba jàq moom war na leen naka la askan bi war a comporter wu at moom ndax dafa génn dalal xel yi wax li ko dal. li ko dal nag jommul kenn jommul benn waykat jommul kenn kuy téye micro. ndax day dal lu ne day dal ku nekk. à n'importe quel moment ñu mën a rek wax ni Coumba Gawlo ça se guérit di ko dal. mais li metti mooy miin sa baat soo miinee sa baat nga wax déggatoo sa baat dafa métti ci xol ça fait très mal mën na la déstabiliser d'ailleurs sa problème psychologie yi muy andi. exactement soo gisee waykat yu bari bu seen baat dee du ñuy bëgg a wax ndax li ñuy dégg du leen neex. waaye tamit bu baat deewee moom saafaraam benn garab la am. mooy noppi. donc ñu xam ne ñi nga xamante ne dañuy wax ci wàllu di yor micro di wax wala ñuy way ñuy bàyyi xel ci li ñuy wax hygiène de vie. waaw. kuy woo de làmmiñ boo noppee rafle. waaw mais xam nga bu ñu nee noppi Ismaïla Lo. bu ñu nee noppi. moom mooy boo utiliser sa baat ba pare da nga koy noppal. conseil la quoi. waaw da nga koy noppal baat dafa war di noppalu. soo wayee pendant 2 heures ou 4 heures de temps yoon la sa baat dafay sonn donc organe la surtout corde vocale yi organe la ñu ñoom li lay laaj mooy nga noppi. waroo sax di wax nank di chuchoter di wax naan jox ma kaas bi déet noppi carrément pas de noonu ngay def ba 2-3 jours. ndeysaan loolu la ñu wax naan carrière artiste. waaw ak sportif footballeur surtout. ñoo yem. footballeur gis nga bu footballé 90 minutes ba pare waaye sportif en général bu defee activité ba pare. da ngay récupérer par force la. waaw sinon. après da lay sonalaat rek. même si bu fekkee da ngay def carrière bu gudd moo tax doo dégg ñu naan à chaque fois sportif boo koy ñaanal wér nga koy ñaanal. waaye tamit waykat tamit ñu koy ñaanal dañ koy ñaanal baat bu wér. baat bu wér amiin donc moom mu def fi nag ay jaloore Coumba Gawlo ci wàllu humanitaire gis nañu raay yi nga xam ne jot na ko am. à chaque fois bu Sénégal soxla Afrique soxla Coumba Gawlo elle est toujours au devant de la scène. fi mu jëlee musique am at fi mu ko andi tamit gis nañu ko ndax disque d'or bi nga xamante ne tey am na ko muy fierté ci Sénégal fierté ci Afrique wane na xali na yoon pour xale yi ñëw at yeneen génération yi mais surtout aussi tamit la grande dame qu'elle est ak li muy incarné ci àddunaam ci vie am donc loolu bu ko ndogal dalee li ñu mën rek moom mooy accompagner ko ci vers la guérison di wax ne aussi tamit balaa ñoo jàll ci vidéo bi ne souvent booy xool yi nga xamante ne tey mën na sabab sa baat xëy suba teel nga am extinction de la voix parce que damay gis ci TikTok ñu bëri naan di bind extinction de la voix des cordes vocales amu ko moom li mu am loolu ñu tuddee trouble des cordes vocales trouble la pathologie bi nag après loolu ñoom ñooy xool lan la mais trouble la am donc bu amee trouble nag dañ koy faj ak li mu laaj yëpp ñu def ko ci. ñi nga xamante ne aussi tamit gis nañu parce que corde vocale lu tax mu xaw a délicat. mooy dafa nekk loo xam ni boo ci abusé mën na xëy suba teel fay maanaam dootu amati baat nga am extinction mooy baat bi boo waxee dara dootul génn. ndax ñoom ñaari membrane yoo xamante ne bu ñuy laalante booy wax nii la ñuy def léegi su fekkee da nga stress mën na ko joxe stress mën na rey baat. li nga xamante ne moom mooy ngay jël yenn sinébar yi mën na ko rey cigarette mën na ko joxe di forcer sa baat di yuuxu di wax ca kaw mën na ko joxe yooyu yëpp mën na joxe extinction wala dilatation des cordes vocales donc yooyu yëpp waykat yi nañ ci bàyyi xel way yu métti yi jaru ko ndax sa baat nga am waaye rek fi sa baat fi mu mën a am àgg nga àggale ko foofu waaw bu dee doo octave
xamal ne doo octave bu ko forcé ndax bu sa baat taxawee da ngay sonn rek. Kumba Gawlo nag yàlla may na ko organe macha allah ñëpp xam ne nii octave la. wax dëgg yàlla bu yëkkatee nit ñi kontaan ci wàllu way donc bu defee bu nekk ci jafe-jafe yi nii Sénégal dañ koy accompagner vers la guérison parce que incha allah loolu rek la ñuy xaar ci moom danañu seetaan benn vidéo boo xamante ne tourné na ko. vidéo boobu nag ñuy ci wax benn anecdote kese ndax Kumba buy tourné vidéo moom day way normalement comme si elle était en studio du playback parce que d'habitude artistes yu bëri bu ñuy way dañuy playback bu ñuy def seen vidéo bu ñu koy tourné mais moom du ko def léegi clip bii nii boo xool borom ndaam bi ñu koy tourné boo fekk ne mu commencé feebar li ko dal nii tàmbale ko mais dafa jël son courage à bras le corps tourné vidéo bi way ca kaw normalement te bii muy vidéo bi moo illustré li nga xamante ne moo ko dal ndax vidéo bi mu koy tourné fekk na déjà maladie bi commencé ko sonal donc mën nañu ko seetaan ñu di ko may ñëpp dellu si waat joxe quelques conseils à l'endroit des artistes donc on peut regarder. jërëjëf Kumba moo mën a woy loolu la Coro wax donc yàkkamte nañu nga wér ak jàmm ba revenir au devant de la scène bi mooy clip bi mu mujjee tourné Exidex avant feebar bi di ko feeñu. voilà donc mu nekk way nag koo xam ni am nañ yaakaar ne ku ko way ku ne lu la dal yàlla mën na koo saafara. borom ndam ñu koy ñaanal nag moom it mu yàgg fi lool parce que Kumba Gawlo li ko dal dafay dal ndaanaan yu bari. dal na Céline Dion. bañ na ba moom ci boppam entre 2 concerts du wax elle prestait 4 jours wala 5 jours du wax son di génn ci baatam day bind rek lu mu bëgg day bind joxe nga lire def donc buy waaj a concert tamit du wax su répété def filage am ba pare du waxati ba keroog muy yéeg ci kaw scène te bu fekkee ne war na yéeg à 2 heures du spectacle suy wax du utiliser ay grave am maanaam lépp luy grain. nank lay wax utiliser non elle parle sans utiliser les donc mën nga wax sans utiliser sa grain. parce que grain da koy fatiguer donc moom du utiliser grain avant muy wax. donc elle parle en sifflant. bonjour ça va vous allez bien oui d'accord là j'utilise pas de grain mais su ma utiliser grain da nga koy dégg. ça fatigue. donc ay technique la. yoo xam ni c'est important ñu xam naka la ñuy waxee. nu may def ba am ko. non grain yow yaa koy am nañu ko am naturellement. man lii laa bëgg. non yow parce que da ngay traîner yow déjà moom elle parle sans utiliser. waaw moom yow nii ngay waxee. yow sa corde vocale par exemple doo ko gaaw a sonal. waaw mais ñi am baat yu rock yi moom la wax les grosses voix yu rock yi. ñooñu seen baat. bu fekkee ne du caméra day dee souvent. day dee souvent. moo tax souvent boo amee grain. utiliser que le moins possible. sooy wax raay ko voilà. Ndiaye da ko am naturellement macha allah. donc mais moom nank lay wax. donc moom mais macha allah c'est des voix qui sont en rajo. ci rajo j'adore ce type de voix. waaw non ci rajo sax mooy voix yi ñuy wut. j'aurais trop aimé avoir ce type de voix. on parle en termes de voix. ndax voix yi danaa fi ñëw beneen yoon wan la y a plus de 25 types de voix. voix bi ci nekk dañ ko ñëw non moom octave la ce qu'on appelle la voix limpide. mooy voix boo xamante ne buy wax du am ay écorchure du am dara dafa leer moom macha allah yal na ko yàlla lafal cat elle a une voix limpide boo ko déggee ci waykat rek ñun elle a une voix limpide mooy baatam bu yëkkatee doo ci dégg dara lu grincé loolu mooy sàmm na ko am na hygiène de vie li ko dal nag waaye écoute ndaanaan waykat lay dala waaw footballeur mooy gaañu waaw donc Céline dal na ko dal na fi grande voix yi lay dal na Michael Jackson après benn tournée boo xamante ne dafa abusé ci voix am loi bi tam peut-être dina ci am te wàll de dafa abusé ci voix am donc elle a abusé de sa voix mais tonton Garmi projet de loi bi peut-être dina ci am wàll de nanu loi nag waaw bi day génn li ko dal en tout cas ça n'arrive qu'aux grands chanteurs voilà ñoom rek lay dal dañ koy faj c'est le plus ça se guérit dañ koy faj lii bañ mooy mu bañ ko affecté ndax bu ko affecté aussi psychologiquement day nekk beneen problème du baax donc li ñu mën mooy ñun ñu yebbil ko et puis voilà elle va dire comme ñeneen ñu ñuy wéree waaw mais ak say dex xam nga Kumba Gawlo mi nga waxtaane tey dafa bokk ci ñoo xam ne ñii dañoo contribuer ci seen réew te réew boo ca jëfee dara ba toll ci foo xam ni file
am nañu xel ñaar ni li la dal réew mi buñ ci jàppee mën na yàlla mën na dogal nga tane kon tubaarkàlla ñëpp ñoo ci war a jàpp dañu war a lancer appel ci loolu lépp lu ci war ñu def ko ndax moom macha allah li ko waroon ci réewam yépp daf ko def contribuer na ci way ba àddina yépp xam ko ba pare mu samp fi dara loo xam ne lii macha allah nit ñi ñu ngi ciy jariñu kon kooku tey bu fekkee dara dal na ko ñëpp dañ koy massawu waaye nag ñu jàppale ko nag relancer ko loolu dina tax yi nga xalaat yëpp du nekk. parce que da nga am yoo xam ne ci psychologique ci bopp la nekk. waaw mais buñ la taxawoo rek doo ci egg. waaw buñ la taxawoo rek doo ci àgg. kon daal ne ko ñëpp taxawu ñu masawu ko nag vraiment ndax moom suñu jarbaat la dafa baax. encore une fois Coumba Gawlo on t'aime samedi xaar leen émission. voilà loolu laa doon bëgg waxee sax d'ailleurs def na ko ak Pape Cheikh Diallo à partir de 22h voilà nañ xool béyaa bi comme ça ngeen gën ci bàyyi xel samedi mu ngeen seetaan ko c'est tellement émouvant Coro gëmmal nanguwul seetaan béyaa bi mais il faut qu'on regarde ça Sénégalais yi mun ci profiter samedi seetaan ko. bu ma ko dee recevoir nag ci invité d'honneur dama koy jox dayoo bi mu yellool ndax koo xamee ni dëkk bu mu dem bu ko président bi accueillirul jabaru président bee koy accueillir. ba ñu ne egg nañ ci dëkk bi ñu war a jël hôtel gars yi organisateurs yi jël ko bëgg ko patam-patame comme ils font tout souvent mu dugg mu xool hôtel bi mu ne non doyu ko jamais waaw fi may tëdd foofu la sama gars yi di tëdd. am nga sa ñaanu baay ba mu dem barsàq. je suis allée voir un ORL ci la ma ORL bi nag expliqué ni ma bi ñu defee radioscopie fibroscopie après mu ne ma bon il y a une corde vocale qui a bougé. da nga koy yërëm mais ki feebar ki moom moo leen di c'est incroyable quoi c'est-à-dire c'est elle qui donne le tonus. quand j'ai appelé mon médecin qui est en France qui l'a diagnostiqué il m'a dit écoute c'est quand tu as été intubé pendant 5 heures de temps d'intubation c'est long quand même. Voilà que ça a créé ces problèmes là. Fatou Kiné Mbaye sa yaay da ngay ngalam ci suñu biir te man xam naa ci dara ndax yaayam jëlu yendu ci moom rek fanaan si na ci man Kiné laa. Elle nous aime beaucoup aussi. Sans elle daal on est rien. Dior viens on fait ça ou ça je lui dis maman tu es rêveuse de. Après elle me dit si eux ils peuvent toi tu peux. Il m'arrive de craquer comme c'est le cas en ce moment. Parce que sama son voix moo ma neexul quoi. Voilà su ma déggee le son de ma voix je suis triste. Ça va aller. Ça va aller. Oui ça va aller. Ça va aller Coumba ça va aller ñun ñoo la ko promettre inchallah on va prier pour toi on va être derrière toi ça va aller Exidex merci beaucoup pour rubrique bi nga xam ne moom nga indi tey. voilà jagleel ko Coumba Gawlo mu nekk tey adduna yëpp seen yaram tukki na tey. moo lay wan ne addina dara saxul. ku ci nekk war ngaa bàyyi xel lu bëree bëri waaye lii ko dal ndeyam ju baax ji rek mën na ko ci génn. ndax dafa baax yaay. ci ndey yaru yi ci la bokk. moom Fatou Kiné Mbaye mu baax mi de macha allah addina nag nii rek la. nii rek la te bari na ñoo xam ne ñii leneen dal na leen nettaliwuñu ko. dëgg la te sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ne lu la dal te fekku la ci morgue bi gërëmal yàlla. dëgg la. sant yàlla rek sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin na ko ci teg te ñaan yàlla. lii yëpp mën na ci génn. amiin xale bu baax la. merci Exidex. merci Bijou di lancer juste un message à l'endroit de tous les artistes aussi. ñoom ñuy sàmm seen baat parce que loolu la ñu am. technique yi nga xamante ne tey macha allah képp kuy way war nga ko utiliser wala war nga ko di jëfe nga di ko def ñuy bàyyi di abuser ci voix yi ndax mën na leen andil ay jafe-jafe ay gàllankoor ba ci sax dootu amati baat donc way yu métti nañ ko bàyyi bu ñu wayulee concert bu ñu wayulee scène bu ñuy way xew yi tamit dañuy koy wàññi tu vois parce que xew moom corona wàññi na ko fi mu toll waaw parce que dafay sonal seen baat peut-être que léegi danañ am baat ils sont jeunes mais dans 20 ans 25 ans dootuñu amati baat wala seen baat day teel a teg lu ñuy wax voile. tu vois léegi voile boobu muy teg aussi tamit du baat. de toute façon di nga ñëwaat ci voix yi différents types yi. incha allah ak nga wax ma nu may amee grain bi.
non yow c'est bien comme ça lijjanti ko damaa bëgg nii. yow gisoon yow ni ngay waxee ni ngay waxee noonu la chanteur yi di waxee. Coumba Gawlo elle parle comme toi ni ngay waxee noonu la. parce que joxal son micro bi da ngeen may kookali sa waaye yàlla baax. mais c'est bien Pape Cheikh moom bu ma kookali ci ni may waxee man damay bëgg dugg ci suuf table bi wala. maa fa Cheikh non moom il en abuse. merci beaucoup Coumba Gawlo je t'embrasse très fort encouragement di nuyu Matar Seck rakkam ji aussi tam fële ca France et tout donc voilà tous mes encouragements. joxal kii micro maa dina bënn sama noppi ak heure bi on va aller dañuy course ak heure bi parce que dañ fi amoon benn invité bu nga xamante ne dafa biddanti Chon yow laay wax xajal fas kanam da ngaa biddanti boo ko weddee di nga biddanti ko engagé Ngoné Ndiaye. biddantee goo des na biddantee ga ca kanam. yow gisagoo dara. nga ne xuju nii. non daf ma toog ca Paris te fii laa ko doon xaar mu ñëw fii biddantee goo. Paris lañ nekk biddantee goo di nga biddanti. xam ne mais Mbaye mu naan kaam mi ngi buubu de mu naan maa na buubu. sama yoon newu ci na buubu na buubu waay boo fekk sonn naa lay nuyu depuis Paris na buubu. moo tax 2 heures du matin. lu mu la defoon rek raal nga ko tonton Garmi. yaa ko takk nelawoo goo di nga nelaw. mais Chon affaire takk bi nu mu demee parce que ñun dañu yeew rek gis heure de ménage. waaw mais bon ñëw na ñu def ko ci bisimilah rahmaani rahiim jeexale ko ci alhamdulilah rabbil alamin gënoo bett ñëpp nag. da ngeen a marié wala da ngeen di joué dara. non joué kilifa gi toll man dinaa joué. da ngeen a marié yéen ñaar. ah waaw yow tamit kilifa gi toll ni Chon. yéen kon yéen a ngi doon labatante. au calme au calme au calme. demal ci sujet bi mu dem. déedéet xaar dañuy lijjanti problème mu Ngoné Ndiaye ba pare. teg ko nee na la takk na ko jàppal loolu. takk nga ko nii. au calme léegi sëy si na. bon bu ñu jugee Dubaï incha allah. da ngeen di dem Dubaï yéen ñaar incha allah dimanche bu soobee yàlla. lu ñu dem yàlla ngeen di dem. au calme rek jarbaat au calme. lii du dëgg yow lii comme gént. non du gént de lii raw guerre mondiale. guerre mondiale la. ba ca 18e 18 44 xam nga 18 48 46 cay 18 au calme bi. kon yow engagé nga Ngoné Ndiaye. waaw mais attends mais Ngoné c'est une belle femme c'est une grande dame. ah kay am na bay. ma femme je l'aime. Maaw da nee na boo ànd ak benn sacré yàlla war na lan. jeeg sacré yàlla man daal bu jógee Dubaï. gis naa sacré yàlla bi man daal li ma lay dimbalee mooy kaan naa lay dimbalee kaan boo jàppandi ko. mes chéris mais lii ba jàmm la mais Sénégal wàcc leen ñu. léegi yow message ak Ngoné Ndiaye nii may xool en direct. baby je suis là gis nga de fi mu ma génn. biddanti naa mais jar nga ko baby jar nga ko franchement. Ndiaye Diatta sama doomu baay taxi bete bi je t'aime I love you baby. léegi moom nu mu lay woowee. sucré. damay dee. sucré. ma naan kaa salé. salé. je suis là tout beau au calme. yow Ngoné Ndiaye yàgg ngeen ci nekk ci showbiz bi mais nan ngeen def ba am attraction ba war a marier loolu laa bëgg xam. mais bijou affaire bi nan la demee. gis bëgg yàlla moo koy def. gisante nañu bëggante nañu. loolu depuis kañ la. mu ñëw naturellement am na il y a 2 ans de cela nag. mais lépp ngeen commencé la batante. au calme te kenn déggul lu jot yomb parce que Sénégal nag bu ñu xamee faa jëm doo àgg de yàq rek la ñuy def ak wax ju bari ratatati rek. demande naa mariage bi noo ko defee. mais bijou xoolal. non dama bëgg a xam. bijou parce que ma gis loo xamante ne daf ma dépassé. waaw affaire bi bon mën naa ne affaire de mondial la. déggoo ma de Sonko xewatul Macky xewatul soo Ngoné Ndiaye xew xanaa ay wax day fin. nañ dem ci waaw ay wax day fin wax ji fin na ñu ngi suivre mariage bi. bi yaa fi ne action. ñaw Sonko xewi na Macky xewi na. léegi ñun. action réaction. ñun dinañ suivre lune de miel bi Dubaï yónnee ñu photo yi rek su ko defee ñu partagé. suivre seen mariage bi yàlla na si yàlla def barke. amiin Ndiaye Diatta am na leneen looy def aussi ñu ne yàlla def ci barke muy le cri de cœur by Chon nga xam ne da ngay jël nit yi am problème nit yi nga xamante ne ñu ngi dund lu metti nga jël leen en témoignage ñu waxtaan ak yow lu waral loolu. waa bijou Sénégal bon benn affaire dafa am day ba démb rek ba liy amee di profité di jaale waa Sénégal sunu mag ja sunu xarit ba nekkoon légende nekkoon ku baax nekkoon monument te damay jaale àdduna di jaale waa Sénégal. Demba Ba yàlla na ko yàlla yërëm. amiin xaare ko Firdawsi. amiin amiin. mais bijou on a tendance que ni Sénégal dañuy fàtte démb. te démb lu mat a fàttaliku la. tey du ma tudd ay tur y a pas mal d'artistes footballeurs monde sport monde culture bi
gars yi dañuy am tendance di fàtte. ku ci mel ni le cas de la dame là la comment elle s'appelle. Ndeye Khady Ndoye. feebar na fi kon damay ñaan damay lancer un appel rek Sénégal nañuy fàttaliku démb ex. tu vois tey démb def nañu interview mais dafa ma mel ni doon tàggatoo. mais il y a 2 jours nga ko dugal. il y a 2 ou 3 jours comme ça. laa ko dugal. tu vois on a tourné il y a à peine 10 jours 15 jours. mais man ku ma waxoon dem dina dem du ma ko mos a gëm et ñu woo ma wax ma ko mu métti ma trop d'ailleurs c'est la avant loolu c'est la montée Baye Chon solidarité et partage def te yàlla tax. loolu nu muy demee. bon dañuy dem jàppale nit yi koy yellool soit mooy Bijou ancienne animatrice nekk ci ay gàllankoor def. yàlla nañu si yàlla musal ku ci mel ni ñoom Père Mbaye Guèye macha allah yàlla na yàlla fëgg seen bopp ku ci mel ni ñoom le grand chanteur la Samina Alhaji Faye ku ci mel ni sama yaay Mama Dial Mbaye ak ñeneen tu vois dafa yaatu daal dafa yaatu ba ci ñuy def théâtre ba ci ñuy def théâtre on de culture kon nañuy fàttaliku démb donc da ngay dem ci nit yi nga xam ne ñi ngi woon nekkoon nit yu ñu xam autant nekk ci ay jafe-jafe te kenn fekku leen fa nga defal leen interview pour nit ñi gisanteeg ñoom mun leen jàppale. ak la ma am la association ba am ak samay nit yu baax la ñu am ñu jàppale ko te yàlla tax. tu vois def te yàlla tax. kon damay lancer appel dem ba wax na ko ba dem son excellence le président Macky Sall. maa ngi koy ñaan mu xoolaat culture bi. mu xoolaat culture bi jàppale culture bi tu vois. jàppale ñi ko yellool. tey dem ba njabootam bi mu fi bàyyi muy ay xale yu ay njaboot gu sew loolu moom ma jooyloo kon maa ngi ñaan première dame aussi Marème Faye Sall na jàppale njabootu Demba gi mu fi bàyyi. wax na ko si entretien mun nañ déglu tuuti ci entretien bi ñëwaat. parce que bu ma yëgee sama feebar Ngoné def na effort yónnee ñu si man ministre culture sant naa ko bu mu yëgee sama feebar yónnee ñu si man Mame Boye Diao nag dama koy sant parce que moom avant bu dara du dara avant may feebar loxo musul jóg si man waaw Mame Boye Diao moog jabaram yëpp mais suñu waa diaspora tamit sant naa leen bàyyiwuma kenn parce que nit ki bon wërsëgat waaw. mais grand ba tey grand Demba artistes yi ba ñu ngi lay. benn artiste woowuma. benn artiste. woowuma. déedéet xanaa kay. ju benn artiste moom moo woo. ba ñi nga doon bokk ak théâtre di jouer ñoom théâtre gisoo ci benn artiste. Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. gisoo déggoo gisoo. ju benn artiste grand. yu dul Ngoné Ndour. dul Ngoné Ndour. Mame Boye Diao. Absa. waa su ma yemee damay juum. da ngay ku leen juum gars yi ba tey yéen a si déggandoo Cri de Cœur ak Baye Chon kon Sénégalais mooy li may ñaaxaat rek nañu bokk ndey bokk baay nga xam ni dara yàggul léppay jeex. Cri de Cœur Baye Chon ku ci bëgg a jàpp naka la mën def. bon da ngay woote si numéro bi 77 539 45 54. 77 539 45 54. bu ko defee lu ngeen dajale rek da ngeen di jël yëpp yóbbu ko ci kër nit ki nga xam ne moo soxla boole ko transparence bu ko defee nit ñi mun a xam ne seen xaalis fi ñu ko dugal egg na fi mu war a dem. macha allah. merci beaucoup en tout cas Chon c'est une très belle initiative parce que souvent am na ñu yàgg bégal dañ leen di fàtte fekk ñi ngi ci ay jafe-jafe Chon mi ngi fi pour taxaw jàppale leen et comme ni mu ko waxee lépp lay leeral merci beaucoup ci sa ñëw ci plateau bi même bu fekkente ne on a eu que quelques minutes ndax da ngaa xaw a biddanti. waaw dama xaw a biddanti bon maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ziar ñëpp rawatina nag borom kër gi. nekk suma grand suma mag suma xarit moom dama ko naan yàlla na ko fi yàlla bàyyi rek moom puissance laa ko tuddee puissance mondiale. référence la tu vois xale yi roy leen ci puissance mondiale te yow puissance mondiale grand yu jàppaleel ma njabootu Demba gi. Youssou yaa ngi def lu baax
yaa ngi def lu baax jàppaleen ma njabootu Demba gi Demba sa rakk la woon sa xarit la woon. bàyyi na fi njaboot gu tuuti Youssou loo mun defal. loo mun defal grand maa ngi kontaan si yow di la ziar di la bëggee yow sa grand yow sa doomu ndey sa jumeau rimbi moo na mi Mbaye Gueye Faye waaw yow sa ngoone njàng lay preel seen i bagage yooyu Youssou parce que nag ñoom ñaar ñoo njëkk a gëm son Youssou Ndour ak Mbaye Gueye Faye ñoo njëkk a gëm son yow xam nga lépp kon damay ñaanal sama ñaari grand yooyu yaa ngi leen fi yàlla bàyyi xale yi root leen si Youssou Ndour c'est un monument c'est un référence grand yow amal fayda ak fulaay dund rek ngoone ngi pare affaire yi yow Mbaye Gueye Faye di nuyu waa Sénégal di ziar sama benn grand président Ibrahima Sall mouvement modèle maa ngi koy gërëm moom it mi ngi jàpp si association bi grand maa ngi lay ziar sama grand suma xarit Mame Boye Diao di nuyu waa Gueule Tapée ku lim juum Gueule Tapée lépp ñoom la Gueule Tapée Médina Fass Colobane tu vois Kër Massar Thiès ak Yoff gi ma bokk dippee ma Mamran. merci beaucoup Chon ñu jàll ci anniversaire yi nga xamante ne moom lañ fi am mais avant Mao am na ay perdu de vue nit ñoo xam ne dañu réer seen ay mbokk bi ci jiitu nekk benn xale boo xam ne seen waa kër ñi ngi koy seet am na bu ma la yónnee léegi aussi xale bi mi ngi tudd Seydou Anne la tudd moom mi ngi réer depuis le 7 février nekk ci doom ci Mamadou Anne ak Awalam 6 ans la am xale bi donc mi ngi réeree Fass Mbao bu fekkente ne gis ngeen ko photo ma ngi noonu à l'écran mun ngeen woote ay parents am ci 78 470 67 72 wala ci 76 210 67 29 Seydou Anne jógee Fass Mbao depuis le 7 février nekk xale bu am 6 ans papa Mamadou Anne ak Awalam di ko wër donc bu dee gis ngeen xale bi xàmmee ko rek jàppale leen ñu ngeen woote ci 78 470 67 72 wala ci 76 210 67 29 am na beneen perdu de vue aussi ku nga xamante ne waa këram ñi ngi koy wër mi ngi tudd Camara Alseyni Diop moom mi ngi réer depuis le 24 janvier ci Dakar donc affiche bee ngi nii ñi ngi koy partagé depuis lors pour bu fekkente ne gis ngeen ko mun ngeen woo seen waa kër ci numéro yi may bëgg a joxe 77 357 34 70 77 832 43 11 wala 70 779 28 01 mi ngi tudd Camara Alseyni Diop réer ay waa këram depuis le 24 janvier donc ñuy ñaanal ñi réer ñëpp yàlla nit leen ba ñu dellu ci seen ay famille parce que dara gënul métti li toog rek xamoo fu sa doom nekk c'est horrible kenn mënu ko sax imaginer ñu jàll ci anniversaire yi commencé Boss Mbaye happy birthday de la part de toute la famille depuis les Parcelles Assainies yow kii ñoo bokkoon école Boss Mbaye mi Boss Mbaye ngoog Ogo Diop happy birthday à toi longue vie Boss Mbaye yàgg voyage ndeysaan indil ma ay tissu bi ma xàmmee gis ma ci télé bi oh là là ça fait plaisir mais toj yi mu daan def classe nag du ma ko wax dama koy noppi après hors antenne naa leen ko expliquer joyeux anniversaire à toi de la part de toute ta famille depuis les Parcelles Assainies joyeux anniversaire à papa Mamadou Faye je vous souhaite une belle et longue vie une santé de fer réussite totale vie bien et heureux à côté de ta famille de la part de ta badiane Aïda Faye très mignon ce bébé machallah longue vie à toi joyeux anniversaire à Rose Ndiaye bu Serigne Bara de la part de madame Ba Binta Gueye dundal wéral happy birthday à Ramatoulaye Bousso de la part de Ange Gueye Rougui Saliou et toutes ses amies happy birthday à Mat Koutia de la part de toute l'équipe de Koutia Show ñu lay souhaiter un happy birthday joyeux anniversaire à toi ma sister d'amour Nabouza borom Symphonie Couture loo dund doyul nit ku baax ku gën de la part de la famille Ning sache qu'on t'aime très fort happy birthday à ma nièce depuis la Somone je te souhaite beaucoup de bonheur de la part de toute ta famille joyeux anniversaire à mon frère compagnon de guerre Cheikh Mbacké Diouf dundal ba énervé joyeux anniversaire à Timawali Faramaren bi dundal wéral sama taalibe Cheikh bi de la part de madame Fall Dié Astou joyeux anniversaire à maman Goumba Layba depuis Mbour de la part de toute sa famille happy birthday à madame Sougou Nyama Diara yaayu Cheikh yi happy birthday dundal chéri monsieur Sougou de la part de Hawa Signaté et Jolie Aïdara yaayu Mandela joyeux anniversaire Adja Fall depuis Allemagne longue vie et beaucoup de bonheur
Happy birthday à mon petit prince, papa Alioune Cissé, maman et papa et tata Bator t'aiment très fort. Bon anniversaire à mon fils Amadou. Je te souhaite tout le bonheur du monde de la part de maman Maguette Jack. Joyeux anniversaire à ma maman chérie Ndeye Amici de la part de sa fille Mami Fall, longue vie à toi. Happy birthday à notre sœur chérie Yolande. Nous te souhaitons les vœux les meilleurs. Li nga bëgg sa xol yaa ko xam yaa na la ko Yàlla defal. Dundal lu bari de la part de Eva et toute la famille CCVN. Joyeux anniversaire à Dinette Camara. Beaucoup de bonheur de la part de tes parents. Happy birthday à Marème Fall, ma copine d'amour. Je te souhaite une très longue vie, santé, réussite, plein de succès de la part de Koumba Diouf. Fatima Fall depuis Angleterre, happy birthday à toi de la part de tonton Papa Moussa Mbow. Moi les souhaiter un happy birthday monsieur et madame Kane, Khadija et Seydina qui fêtent leur anniversaire le même jour. Machallah, le hasard n'existe pas. Longue vie à vous de la part de Mariem Ndiaye. Joyeux anniversaire à Binet Diop, madame Dia de la part de son mari Mana Badja. Yow li yaa ko moom de waa Binet la kay. yal na ko Yàlla may gudd fan ak wér di ko souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye. Joyeux anniversaire à DG Pape Mbaye Bayou Chérif ak Adja de la part de toute l'équipe de TGL, particulièrement ton ami, ton frère Youssou Samb. Joyeux anniversaire à Sonia de la part de toute sa famille. Happy birthday à notre frère, ami partenaire Babacar Mbissane Ndiaye. Kero li yaa ko moom. De la part de toute la famille Abiagui. Ouais, lui c'est vraiment l'ami et le partenaire de toute la famille. Rakk bu baax la machallah ku déggal ay magam ku wax lépp sax catu la yàlla na la Yàlla jàppale nga yegg ni yoon comme on dit. Je t'aime très fort, c'est de la part de tout le monde. ñëpp ñu ngi lay fon bu baax a baax. Enjoy your day baby. Alors on continue avec les anniversaires teg ci bosu ma xalaat dama sob di yéeg di xool. Voilà. Joyeux anniversaire à Madame Sow Adja Assou Gueye de la part de toute sa famille. Happy birthday à Madame Sow Fatou Gueye de la part de sa famille. De la part de son mari aussi, Gueye Otto. Adja Madame Sow, hein? Attends. Joyeux anniversaire à Adja Assou Gueye de la part de toute sa famille. Kii la? waaw léegi après il y a joyeux anniversaire à Fatou Gueye de la part de son mari Gueye Otto. ana jabaru Gueye Otto ji tey mu neex. Joyeux anniversaire à papa Birima Samb de la part de sa maman Sophie Ngom. Joyeux anniversaire à Marcy de la part de ses enfants. Et il y a un anniversaire que j'ai pas vu passer, Mao. Joyeux anniversaire à Dieynaba Bey de la part de toute la famille Bey. Mooy bi ma la njëkk a yónnee rek yow borom wax yi. Bon, le temps que ñuy tàggoo xam naa ni dina ñëw rappeler juste ñëpp que collecte de dons pour pouponnières yi ñu ngi koy eggale toujours ñu ngi ci 2 700 000 francs CFA. di remercier bu baax Paco borom Finlande ci don bi ñu envoyé ak anneau bi nga xamante ne yónnee na ma don ci Orange Money bi nee na bu ma tudd turam maa ngi lay remercier aussi 78 196 34 34 pour Orange Money bi 76 198 plutôt 68 10 pour Wave ak Free Money bu ngeen amee ay matériel aussi mun ngeen ko fi indi muy couche meew lépp lu seen doom yi doon utiliser ay médicaments jouets surtout lekk boo leen ko amee daal ñun dinañ jël yóbbu ko ci pouponnière yi ren bëgg nañ ci yokk benn 6e pouponnière moo tax objectif bi 6 millions la donc gaaw leen jàpp si ñu dem yóbbu don yi même bu fekkente ne coronavirus bi ngi fi dëkk bi tar jàpp leen ci rek yàlla dina leen ko fay. Happy birthday à Dieynaba Bey bu dee photo bi pare na ñu jàllale ko Mao jeexale ko anniversaire yi. Voilà, de la part de toute la famille Bey. Voilà, anniversaire yi jeex na tàggoo moo des. Sonia jàll na wala? Happy birthday à Sonia de la part de toute sa famille bokk moo ngi noonu la jolie Sonia moom la ñuy tëjee ban heure yoreel nga ñu 2 minutes. yoreel nga ñu 2 minutes barki démb da ngaa jël suñu 1 minute démb nga jël suñu muy ñaari minutes dañuy tàggoo. ak loi bi waaj a dal sa kaw yow. ak loi bi. Aïcha tonton yëgu ko. yaa Dieynaba daal concerne na leen après ma wax la. kii xanaa nga laajaat ko nee na jabaram la de. bu dugg foofu. nee na jabaram la de.
te tey daa biddanti dafa biddanti tey. xam nga yaay jeexataa bi. wol jaga nga paas ma ko moo ko li nga fi nekkee tonton Garmi. waaw di la wax ne maa ngi souhaiter joyeux anniversaire Lamine Mané. Ndeye Mané bu Lamine Mané. auto école ca Paris. sunu jigéen kan yi Papa Gueye xaar moo nu ko envoyé. di ndokkeel nag bu baax Mbagnick Diagne mi nga xam ne mooy magi Ismaïla moom tam ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax. di wax ne tamit waa kër Maguette Sall Ndiaye ak Fat Sall Diallo ñoom ñëpp tam ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen ndokkeel lu bëree bëri. di leen wax daal di leen jox dox daje incha allahu taala ba wëndeelu bu naaxee yàlla ñu wëndeelu ba miir. ñëw bisu Ndiaye. dama ci ànd di wëndeelu. tonton Garmi ma nuyu bu baax Ousmane Noël Seck tonton Garmi dama wax waxu Poupa Dieng plutôt xaw ma dama dugg Abdou Djité moo tax ma defal ko Seck bi Ousmane Noël Dieng dama wax waxu Poupa ñeeri rek mu message ma nee na lundi naa jaar comme ça mu jàpp ci. wax def la moom kontaan naa de Ousmane Noël merci beaucoup yal na la yàlla fay. yow daal xamal ne daal package bi daal 6 millions la dana ci tàbbal loxom moom lu mu wax da koy jëf. loolu la doon. lu mu wax. incha allah ci kàttanu yàlla dina ko def kon daal jàppal ne daal incha allah dana la jàppale. Ousmane Noël Dieng yàlla pépinière yi moom daf lay yëg nag. bilaay bi ma te ren da nga dolli. waaw da nga yokkaat ci pépinière. yokkaat naa beneen. xale yi sa diggante ak ñoom altine ak tala bés doxu fi. bés doxu fi. loo yor ñoom nga ko jox buñ la joxee nga jox leen buñ la jox nga jël ci nga am boole li nga am joxe kon daal Ousmane Noël Dieng bisu Ndiaye ngi noonu nabi. Ousmane Noël dinaa jaar incha allah jërëjëf merci beaucoup ku baax nga. bi nga ko déggee nga waxoon ni di nga ci jàpp te envoyé nga ma message ñi ne di nga ci jàpp yàlla na la ko yàlla fay. exay sa sañ sa baax na. merci beaucoup Kandji moo fi jaar Kandji Ousseynou. donc Assane Kandji foofu ca Pikine di nuyu nag suñu yaay joojule di maire Fat Si maa ngi koy nuyu bu baax donc Kandji Couture ku bëgg rek ci tenue yi donc mën nga woote ci 77. voilà donc 894 26 68 77 894 26 68 Kandji Couture Ousseynou Assane foofu ci Pikine maa ngi lay nuyu di leen ziar di ñaaxaat rek encore waykat yi di surtout nag ñi nga xamante ne ñooy nekk ci wàllu way yëngu ci wàllu bongo. ne leen bu ñu bëggee fekkee parce que sa teranga fi mu nekk da nga koy sàmm muy baat fi ñuy taasoo dafa kawe dafa métti waaw rapidement rek li ma lay ñaan mooy ñu sàmm seen baat. tey bu ñu defatee ay programme ba pare nañuy noppi. bu ñu ko defee nañ noppi ku liggéey boo paree noppi Chon nuyul ñu Ngoné Ndiaye. waaw chéri waa plateau bi yëpp nga lay nuyu seen Ndiaye Garmi bon mën na am. Poté nee na dina bomb sa tànk yu ndaw yi ba mu gën a ndaw waaw tànk yu ndaw yi kay rey moom Poté est-ce que sax du ma ko def deuxième. Excited sama jarbaat coxo sama jarbaat bi de toog Mamadou Bijou di nuyu waa Sénégal yëpp. di kontaan si waa Sénégal yëpp di leen nag dem leen visiter suñu site bi YouTube bi nu mu tudd Blague Route chaîne YouTube bi Blague Route. ngeen xool dernière affaire bu mu def ak Demba ndam si yàlla si. et tous les 15 jours nag je vous donne rendez-vous Cri de cœur ak Baïchon bientôt ak Baïchon au calme. Baby Ngoné je t'aime love you maa ngi ñëw léegi au calme petit déj au lit aussi. merci Chon à très bientôt ci Cri de cœur Baye Chon ci seen site internet bi of mbay dégg na ñuy waxu Ousmane Noël Dieng mu ne day ñëw lundi ànd ak man kenn tourné wul baax na ñëwoo baax na coro tàggoon. merci beaucoup. et à lundi inchallah pour beneen yeewu leen comme hier rek je remercie Mame Diarra borom Delam pour ma tenue donc merci beaucoup et on aura les photos et les numéros de téléphone sur les réseaux sociaux à lundi inchallah. à lundi ak Coro Maawo ngi nuyu Liliane ak Serigne Mbacke Ndiaye nee na yéen a ko bokk xanaa defaraat naa diggante bi Mamadou Ndiaye. ba ci kanam. waaw ci kanam. ci kanam ñu ñëw ak li xew ci biir internet bi numéro téléphone ki ma sañseel mooy Noreyni Couture comme toujours. numéro téléphone 77 280 80 85 77 280 80 85. xam ngeen ko miin ngeen ko Noreyni Couture mi ngi nekk fii Liberté 6 Liberté 5. merci beaucoup Mamadou Ndiaye à tout à l'heure di bisu bu baax Ndeye Dioma Pouy sama xarit sama waa classe li sa fi toog yëpp tey moom laa koy yóbbul kenn mënu ci dara.
ah tonton Garmi bi nag dañ koy bàyyi kon. dama koy nangu yóbbu ko ci jooma. ba tey baax na bisou maa ngi lay remercier di remercier mbokk yi xarit di ñu doon seetaan di leen jox rendez-vous demain rek ci beneen recette di ko yekkal aussi Fatima Aydara Séri daal di duma ko bàyyi madame Yatta Saay ak monsieur Yatta Saay moom laa yekkal tey li nga xam ne mooy pizza au lot bi nga xam ne moom laa defar excusez-moi am sol bi nga xam ne moom laa defar tey bisou Ndiaye. à demain. Merci beaucoup Sophie à demain ci beneen recette di remercier bu baax waa Paro pour sama dàll yi made in Sénégal la waaw parce que mënuma aj tànk bi mag laa moo tax ma gaaj ko ni made in Sénégal beaucoup de qualité dama lay boole ak ñoom ñu defaral la ay dàll poté Paro ñu ngi au 77 553 98 30 merci beaucoup à White House Khadim Diagne pour tissu bi mi ngi fële ca Ouest Foire bu ngeen bëggee tissu yu baax yu am classe mun ngeen fa woote 77 544 14 74 merci beaucoup à Baye Modou Massatak Massayer Ndak ci ñaw bi moom mun ngeen ko joindre au 77 218 00 19 Perruque Salon Ndella 77 037 52 28 merci à vous de nous avoir suivis rendez-vous demain ak Dieynaba dans Yeewu Leen man ak Exidex dinañ leen jox rendez-vous samedi ci Urban Music merci beaucoup équipe technique bi ñoom Petit Pata ñoom Medoun Apulaay ñoom Mawa sama doom ji toog mu sëñ Fallou ak ñëpp daal ñi ci jàpp ba Yeewu Leen bi baax poté ngi ñëw léegi dans quelques secondes ànd ak yéen ci Yeewu Leen plus mu gën a neex